ngeen jëf ci àndandoo bi nga xam ne moom ngeen àndandoo ak ñun ñoo déggandoo xalifa général de Tidiane ñoo déggandoo ki nga xam ne moom mooy xalifa général de Tidiane mbokk yi tabaarakallah jërë ngeen jëf ñu jégalu leen ci loolu ñoo àndandoo ak yéen tabaarakallahu déggandoo ki nga xam ne moom mooy xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ci kàddu yi am solo yi nga xam ne yëkkat na ko jagleel ko umma islamique bi yëpp waaye waa adduna bi yëpp waaye nag rawatina nag waa Sénégal gannaaw ba mu nuyoo massawu coono peuple Sénégal bi yëpp loolu la njëkke bi mu nuyoo rek daf ne mi ngi massawu coono peuple Sénégal bi yëpp fa tabaarakallah waaye tamit nuyu waa réew mi ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci biir réew mi waaye tamit bàyyi xel ñi nga xam ne ay doomi réew mi lañ waaye nekk bitim réew ñoom ñëpp sëriñ bi mi ngi leen di yóbbante nuyoo gannaaw loolu mu teg ci njaal goo xam ne mi ngi ko jëmee ci Chérif Chérif Abdoulaye Thiaw Laye bi nekkoon xalifa général bu Laayeen ak sëriñ Abdourahim Seck bi nekkoon xalifa bu Canaba waaye tamit mbokk yi ñu fàttali rek tabaarakallahu bi ñuy enregistré lii boobu fekkagul ki nga xam ne moom mooy xalifa bi di sëriñ Mouhamadul Mansour Sall génnagul woon àdduna moo tax xalifa bi mi ngi dabantal ci loolu di ko jaal tabaarakallahu famille alxaaji Abbas Sall yëpp muy sëriñ Mouhamadul Mansour Sall bi nga xam ne moo nekkoon xalifa sëriñ Abbas Sall xalifa bi mi ngi dabantal ci loolu fa tabaarakallahu di leen ko jaal di ko jaal njaboot gi waaye di ko jaal réew mi di ko jaal àdduna bi yëpp tabaarakallahu rawatina jullit ñi li tax nag déggu leen ko mooy bi ñu koy enregistré booba fekkagul woon sëriñ Mouhamadul Mansour Sall génn àdduna looloo tax tabaarakallahu enregistrement bi moom moo jiitu génn ak àdduna gi kon tabaarakallahu xalifa bi mi ngi koy jaal te di ko ñaanal yàlla yërmande fa mu jëm fa tabaarakallahu te mu waxaat tamit ci li nga xam mooy islaahu saat bay ni muy li nga xam noonu la ñu war a defaraatee suñu ay diggante gannaaw ba mu ndokkalee kilifa yi dina yëpp jiital ci shurafa yi fa tabaarakallahu nga xam ne ñoom ñëpp la boole rek nuyu leen bañ a teqale kii ak kii waaye shurafa yëpp mu jiital leen ci teg ci nag mboolem ëttu kër yi diine yi ñoom ñëpp mu nuyu leen waaye nag gën a dëggalaat ni nga xam ne loolu la wax ne Thierno Seydou Nourou Tall macha allah mooy sëriñam ak relation bu rafet bi nga xam ne amoon nañ ko ak xër gi mu xëroon ci mag ñi tabaarakallah nuyu tamit imaam yi tàmbalee ko ci imaam ratib Aline Moussa Samb bi nga xam ne moom moo nekk fii ci grande mosquée bu Dakar waaye nuyuwaale mboolem imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal waaye ñoo nekk ci àdduna bi yëpp nuyu daaira yi jiital ci rek nday daaira yi daayiratul kiram daayiratul ahmadi yi mu yóbbaale daaira yëpp yóbbaale fédération yëpp nuyu tamit église bi nga xam ne ñoo bokk réew mi fa tabaarakallahu bokk ay bëgg-bëgg xanaa wuute rek ngëm-ngëm waaye ñoo bokk réew mi bokk ndoo lu ñu bëgg ci réew mi ñoom tam mu nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen sëriñ bi commencé nag wax ci politique bi wax na ak président Macky Sall gannaaw ba mu ko waxee na ko ba mu ne ko di ko jox liñ ko ameel ci respect xam ne kat yàllaa ko fi teg te lu fi yàlla teg kat ku fi mën yàlla mënoon di teg sax ku dul kooku duñ man rek lu dul ànd ak moom dégg nga exemple bi mu ci jox ne bu fekkoon ne sax ab dof la fi teg boo amee sa mburu jox ko loo am jox ko waaye jiital ko rek te xam ne moom la yàlla jiital kon boog moom président Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci réew mi ñu nangul ko ànd ak moom jox ko respect bi ànd ak moom ñaanal ko yàlla li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ci réew mi yéeneem ci réew mi tabaarakallahu yàlla jàppale ko ci noonu tamit waxtaan na ak opposition bi ngir ñu warmaalante ci suñuy diggante waaye warmaalante ci diggante opposition bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy état waaye tamit assemblée nationale tamit wax naa ñoom pour ñu defaraat seen taxawaay dañ leen faa tegoon ngir réew mi jox leen seen kàddu ngeen di leen waxal te lépp loo xam lépp luy luwaa ñu war koo samp ci réew mi tabaarakallahu fa lay jaar waaye daal lañ fa gis mooy xuloo waxante lu ñaaw kenn kii di jàppale moroomam ci lu dul dëgg kii di jàppale kii di weddi moroomam ci li nga xam ne moom mooy dëgg yooyu yëpp tabaarakallahu sëriñ bi dégg ngeen mu jaar ci wax tamit ci wàllu société bi mbon gi nga xam ne tasaaroo na te li joytu na xale yi nga xam ne ñi ngi leen di jàngal lu ne waaye gannaawal diine ñu bëri jàngaluñ leen seen diine loolu tamit xalifa bi wax na ci wax ci jigéen ñi nga xam ne dañuy soppi bindub yàlla bi moo xam ci li tàmbalee seen bopp ba seen weyu tànk lépp nga xam ne léegi dañ koy soppi ak danger yi nga xam ne moom la mën a jur wax tamit tabaarakallahu ci góor ñi tamit li daan nga xam ne ñu ci bëri tey nekkutuñ ci lu neex yàlla loolu yëpp xalifa bi wax na ci pour ñaaxaar leen ñu dellu si wax tamit ci réseaux sociaux yi
commentaires yi ak saagante yi nga xam ne moom moo ciy am wax tamit ci sàngara si nga xam ne ñu ngi koy jaay te yombal ko xale yi di ko jënd loolu yëpp nag muy réseaux sociaux bi li ciy xew ci lu bon ak sàngara seeg yeneen yu demee ni ki noonu sëriñ bi nee na état mooy responsable ci loolu tabaarakallahu wax tamit ci wàllu télévision yi nga xam ne pëccëxoo bi ci am waxante lu bon tabaarakallahu kenn def ko béréb boo xam ne daanaka bérébu xulookaay la yooyu yëpp sëriñ bi wax na ci wax tamit ci ci li nga xam ne moom mooy mbas mi wax ne du feebar mais balaa la waaye daal li nga xam ne moom mooñ ci mën a muccal rek mooy ñu tuub dellu ca yàlla te xam ne loolu rek moom mooñ ci mën a muccal wax tamit ci vaccin yi xamal ne nit ki loo xamul jarul nga koy weddi li nga xam ne moom mooy solution bi nga xam ne moom lañ yaakaar ne bu ñu ko defee mu jóg fi muy vacciné wu tabaarakallahu loolu yëpp waxan tamit ci tëjum jàkka yi ne tëj nañ seen jàkk ndax li yonent bi saa sallam waxoon ci bu mbas amee fa mu nekk bu fa kenn dem waaye fa mu nekk tamit bu fa kenn dugg loolu tax ñu tëj seen jàkk waaye tëj la woon kenn seen ay jàkka waaye ñi nga xam ne nag tabaarakallahu seen pas-pas aju ci Tiwaawan ñu ànd ak moom ci loolu kon daal mbokk yi ci gàttal lii ak yeneen yi nga xam ne ngërëm yi nga xam ne gërëm na ko njaboot ga fa teewoon ak lépp mooy ci tënk daal ci gàttal li nga xam ne xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour indi na ko ci message bu am solo bi nga xam ne moom lañ doon déglundoo ak yéen di ko seetaanandoo ak yéen professeur Mame Ousmane Ndiaye gannaaw bi ñu dégloo xalifa bi ci message bu am solo bi ban commentaire nga ciy def. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla déglu xalifa bi ci discours bu am solo bi mu def message bu am solo bi fa tabaarakallaahu ak résumé bu am solo bi nga ko résumé normal man dama see am ñetti jàngat maanaam ñetti point discours bi boo ko jëlee waaw dafa am ñetti point yu si nekk ñetti point waaw ban ak ban ak ban mais loolu mooy biir discours bi waaw mais avant discours bi am benn point bu ma si jàngate mooy ban parce que discours avant nga koy def message avant nga koy def dafa am benn point boo xam boo ko ratee rek message bi day daal di yàqu est-ce que léegi nag point boobu boo ko xasee ba téye nag waaw message bi day jàll à 100%. est-ce que léegi nag yàlla dimbale na xalifa bi ba point bi nga xamante ni fa la nit di toog pour message mën a jàll alhamdulilah rabbil alamin daf fa toog alhamdulilah te point boobu waaw yàlla bi mu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant yonent bi di def discours wala message wala di wax pour ñu mën koo dégg mooy premier point bi ma la njëkk a wax lay yor ba pare maanaam c'est dafa am mbubb moo xamante ni boo ko xasula solo message boo mën a joxe day échoué mais am na mbubb moo xam ne boo ko xasee ba sol wala point boobu boo xasee ba téye message boo joxe day jàll à 200%. xam nga mooy ban point boobu mooy wamaa yantiqu anil hawa wamaa yantiqu anil hawa xam nga ñu bëri dañ koy fiire naan yeneen i saa wamaa yantiqu anil hawa lu mu wax rek wax yu la waaw loolu erreur la in huwa illaa wahyun yuuhaa ok yonent bi du lu mu wax rek wax yu la bu doon loolu du wax ba pare seen naa ma ne ko ndax sa xalaat la wala wax yu la mu ne ko sama xalaat mu ne ko am naa ci xalaat est-ce que bu doon looloo du wax ba pare wax yu ñëw di waxaat leneen est-ce que mais xam nga lu la wamaa yantiqu anil hawa waaw mooy fexe ba yow nit ki bi ngay wax waaw sa bànneexu bakkan ak sa intérêt personnel ak sa intérêt bi ngay garder nga dindi yëpp dégager ko jël intérêt commun teg ko mooy premier point ci discours bi ma njëkk a gis mooy wamaa yantiqu anil hawa c'est-à-dire xalifa bi fi mu toogee ak na muy waxee da lay wóor ni kii du intérêt personnel du garder ay intérêt du kër papaam wala kër maamam wala tarixam bi mu bokk déedéet mais wamaa yantiqu anil hawa dafa bëgg loo xamante ni même ku dul julli sax jariñu si est-ce que kii joxe message discours boobu moo war a njëkk ci yow moo war a njëkk ci yow mu réussir ko nag à 200%. alhamdulilah mais ñetti point yi ma jàng ci discours bi waaw premier point bi mooy li ñuy wax ashumuliya wala umumiya loolu mooy lan c'est-à-dire discours dafa universel dafa matale dooni tariixa bii rek la wala kër gi wala diine ji wala dara mais dafa matale ci l'humanité maanaam ñëpp la ci boole xam nga lu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam avant muy dem di gàddaay màkk di jóge màkk di dem Médine waaw bi mu convaincre waa Médine ba war faa gàddaay ba pare ba dajale waa Médine pare
discours bi mu leen njëkk a jox wala bi mu ñëwee Médine sax discours bi mu njëkk a jox waa Médine man dama ko gis ci discours xalifa bi mooy discours boo xamante ni discours humanité la ñun ñi bokk dëkk bi waaw wuute ay opinion wuute ay diine wuute ay tarixa wuute ay nangam garaawul waaye nag lii tax penc mi dox wuruñu see wuute ca dëgg-dëgg wallaahi moo tax discours ba yonent bi saasam defoon juif bi chrétien bi jullit bi ki gëmul dara da ngaa bokk ci biir est-ce que comprendre nga moo tax boo xoolee point boobu ni mu ko réussir ni mu ubbee discours bi ngay xamante ni ngay gis universalité discours bi umuli chumulier ak umumiya bi parce que bu dee ci wàllu diine tudd na diine yëpp ak ñi ngànk diine yooyu ba ci diine chrétien bi nga xamante ni moom bokkul ak moom diine seet na ka fay kilifa mu tudd ko parce que réew du force ñëpp nekk ay jullit du force ñëpp nekk ay chrétien du force ñëpp bokk tarixa mais force la na ñun ñëpp ñu bokk réew mi maanaam c'est-à-dire Sénégal du force ñëpp nekk tijaan mënta ne parce que yow bu dee da ngaa war a dox si ñëpp nekk tijaan Seydi Hadji Malick la ëpp yitte fuuf gën laa gëm tarixa bi bi muy génn àdduna bàyyi na fi ñu dul tijaan dëgg la d'accord du force ñëpp waaw bismillah professeur ñu ñëw fi nga nekk am na solo lool waaye dafa am kilifa yu bëri yi nga xam ne ñi ngi bëgg a woote pour rafetlu waxtaan bi xam naa dañ ciy njëkk a jël rek suñu papa Alxaaji Mansour Mbaye la ñu wax ne mi ngi ci ligne bi papa asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay papa gannaaw bañ la nuyoo ziar la ñoo seetaanandoo xalifa bi ci li nga xam ne wax na ko ci moo waxtaan ci ak njaboot gi ak réew mi yëpp ban commentaire nga ciy def. am mbégte ak contentement ci déclaration Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour xalif général Tijani tey xel yëpp dem nañu ci baayam Alhaji Abdoul Aziz radiallahu taala anhu yaakaar ni su jamono mosaan mel nii dana yëkkati baatam ba ñëpp dégg ko Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour hafizahullah wa raa xalif général Tijani abordé na problème bi xam ne noo concerné réew mi nuyu na it bokk jullitam yëpp jaale it bokk jullit yi xam ne noo fi jógee di Caraba di Layeen Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour wax na li yàlla bëgg ci diine ji wallaahi te loolu bàyyam noonu la daan waxee Alhaji Abdoul Aziz turandoom Sidi Boubacar noonu la daan waxee ki ko jurit di Alhaji Mansour Cheikhul Qawmi et Cheikh Ahmed Tidiane noonu la daan waxee Sidi Boubacar abordé na li yàlla bëgg ci góor yi bëgg ko ci jigéen ñi bëgg ko ci kilifa diine yi indi na it li xam ni yàlla moo ko dogal ci ki xam ne moo jiiti réew mi ndax moom samp fi boppam yàlla moo fa samp wax na ko it li mu séenu ci moom waxtaan na it ak jigéen ñi ñu nu war a def li lislaam bi santaane ca yàlla santaane ko wax na jigéen yi dinu war a mel Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour wax na it kilifa diine yi nuyu na leen sant na leen gërëm na leen xam ne noo bokk lislaam bi waaye it bu doon sagoom it kilifa diine yi di daje di waxtaan Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour xalif général Tijani dafa mel ni daf ma déey ndax barki démb waxtaan naa ak Sénégal waxtaan naa ak yeneen télévision bu njëkk dañu doon daa dem assemblée nationale xam nga noonu fa daan wuti déglu Lamine Gueye déglu président Senghor wala nga déglu Ousmane Ngom wala nga déglu Ibrahima Sarr wala Babacar Sarr wala nga déglu Makodou Ndiaye wala nga dégg Abdourahim Agne wala nga déglu Ousmane Ngom bàyyu Léopold Ngom lu war a loolu mooy groupe parlementaire bi noonu daan waxee ak député yi noonu daan waxee waaye peuple bee nuy yurit peuple baa ngi nuy seetaan sama jabar ak muy seetaan ak samay doom ak samay baay ngay saagante taxul woon nu yóbbu député à l'Assemblée nationale wallaay dëgg la Mbaye Sidi Boubacar Ibn El Hadj Mansour waxtaan na it ak opposition bi wax leen opposition nu mu war a mel
Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour waxtaan na ak président de la république Macky wan ko ni fii nga toog say nawle fi nekkoon bëgg li nga bëgg Babacar Idriss Seck lu mu bëggoon président de la république. wax nga dëgg dem Mbaye. Ousmane Tanor Dieng lu mu bëggoon président de la république. wallahi wallahi Mbaye. Moustapha Niasse lu mu bëggoon président de la république. wallahi. seen baay Abdoulaye Wade lu mu bëggoon président de la république. sunu borom tabaraka wa taala mi xam ne moom rek li Sidi Boubacar wax ni kenn du dogal ku dul yàlla dogal li Macky moo fi toog. jamonoy dem di dox. di dox ba Ousmane Tanor Tall ko la ko nu juboo jamonoy dox di dox Moustapha Niasse Tall ko la ko ñu juboo jamonoy dox di dox ba Idriss Seck Tall ko la ko ni ko noonu juboo ci ñoom ñëpp li mu bëggoon lañu bëgg waaye sunu borom tabaraka wa taala mooy dogal kenn du dogal ku dul yàlla. jërëjëf. Sidi Boubacar yi delloowaat na nit ñi nekk ci lislaam ak ci tariqa. Sidi Boubacar fàttaliku na turandoom baayam. xaritam soppeem Sidi Boubacar xalif général al Tijani yaa na yàlla yokk leeram. bi xamee ne sunu maam Cheikh Sidi Al Hadji Malick ñoo maamante ka formé nunu daayira te mu fab dërëmu nguur du def ko ca kees ga Sidi Boubacar waxaat na daayira yi na mu mel en 1927 Sidi Boubacar radiyallahu taala anhu yokkaat ko fabaat rakkam ja xaritam ba. soppeem ba Alaaji Mansour lu dëgëral ko waxoon day daayira yi xam ne booba daayira bareegul daayira rek yi fi amoon mooy daayiratu Kiram daayiratu Ahmadiya Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour wax na loolu yëpp jërëjëf Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour wax na yéen mbokk gi ak ñu nu war taxawoo l'islam bi ak ñu nu war taxawoo diine ji wallaay am na loo xam ne nag kenn amu ko ku dul yàlla Sidi Boubacar wax na ko jërëjëf te yàlla mooy joxe ci lu ko neex def jërëjëf Mbaye ñuy gënal Sénégal yëpp jërëjëf ak di balu àq ñëpp ci weeru tam xarit bi alhamdulilah ak di ziar kilifa diine yëpp jërëjëf commencé ko ci sama doomu turandoo Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour ak rakam Cheikh Sidi Al Hadji Malick radiyallahu ak taala kër Cheikh Sidi Al Hadji Malick yëpp radiyallahu ak taala sëñ Muntaxa Mbàkke doomu sëñ Bassirou Khadim Rasoul ak kilifa diine yëpp di ñaan li ki xam ni moom la yàlla teg ci bopp yi ñaan na ko yàlla jox xolu amiin ndax li ko yàlla defal su ko xamee rek ci dëgg-dëgg incha allahu xam ni kenn teg ko fi ko dul yàlla dina peuple bi li muy def incha allah dana ko yokk ndax moom itam yàlla dimbali na ko wallaahi ku yàlla dimbali da ngay xam ne yàlla dimbali la wallaahi wallaahi dëgg la wallaahi ana seen war am na amoon mu làmb ci réew mi jóge fi Abdou Diouf làmb ko jóge fi Ablaye Wade làmb ko te amuñu ko moom yàlla jox ko muy pétrole ak essence du sant yàlla wallaay gërëm yàlla xam ni yàllaa ko fi teg jërëjëf tey baale ak di jéggale jërëjëf si baale noo ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan amiin noo ngi lay ñaanal yàlla mi xam dara tewu ko sa naal yi sa bàyyi naaloon amiin ak sa mag yi naaloon yëpp yàlla nga ko naal ba wàcc ba def sa naalu bopp ci dara Cheikh Sidi Ahmed Tidiane jërëjëf di la ziar ak di ziar Cheikh Sidi Al Hadji Malick ibn Al Hadji Abdou Aziz ak di nuyu nag sama doom jërëjëf ndax kii formé télévision bii à Séville may bàyyam waaw ku man su jaay bu na jur maay sa bàyyi di ko gërëm ak di ko sant ak di ko encouragé jërëjëf ak di encouragé kan mbokkam xaritam soppeem xam ne noo bokk bëgg-bëgg Makhtar Dieng Abdoul Aziz dëgg la di ko encouragé jërëjëf ak technicien yëpp sëñ bi dégg lay wax technicien yi wax na ko fépp si Malick noo ngi kontaan ak di bëgg te daal sunu xel lu ñëpp demaat ci sa bàyyi Alxaaji Abdoul Aziz wallaay dana yàlla guddal sa fan ca bàyyi na fi amiin jërëjëf Mbaye mu nekkoon suñu papa Alxaaji Mansour Mbaye fa tabarakallah kàddu yi am na solo résumé waat na li nga xam ne moom la xalifa bi wax te itam nii rek la ko daan defee fa tabarakallah dañ koy ñaanal yàlla na yàlla gën a guddal fanam te yokku wéram ndax kàddoom macha allah réew mi soxla nañ ko ba léegi ndax fu mu waxee rek jàmm lay wax professeur ba la ñuy dugal keneen am na foo nekkoon nga delluwaat fa rek yaa ngi doon jàngat ñetti points yi nga xam ne moom nga jàngat ci discours bi waaw léegi bu dee dafa am ay téléphone jël ko bare parce que boo ma daggee expression day def man yenn saa yi dama jékki-jékki am expression mais boo ma daggee day daal di naaw mu ngoog léegi continuer waaw kon ma résumé ko rek jox ñu kii waaw incha allah waaw c'est-à-dire ma wax ni ñetti points yi ëpp solo ci discours moom daf ko réussir première bi wax naa la ko mooy chumulier bi mu am mat gi mu am nga xamante ni bàyyiwul diine bàyyiwul tariqa mais Sénégal yëpp la ñëpp waaw ñi bokk diine ak ñi bokkul diine yëpp parce que dafa am loo xamante ni ci ñëpp si bokk yam muy valeur ak éthique waaw valeur ak éthique laajul diine laajul tarixa dëgg la tarixa boo dem ak diine joo dem ak gëm-gëm boo gis xam na ni fen baaxul dëgg la xam na ni rey nit baaxul dëgg la xam na ni wor baaxul xam na ni yàqante baaxul xam na ni naka sudul noonu baaxul mu concentré wu à 90% ci discours bi foofu muy valeur yeeg éthique wallaahi moo ko may mu daal di yaatu ñaareelu point bi am solo
mooy dafa souligner li problème mu Sénégal. li tax Sénégal demul. waaw xam nga oto boo ko yóbbee ci mécanicien bala mu ko defar pare da koy diagnostiqué ban les pièces sàngam ak sàngam moo war a lii nga xam ko yow médecin bi boo demee ki feebar dem ci médecin bi bu ko xoolee danaan ko lii ak lii moo ko war léegi discours bi nag Sénégal bu doon am nit la xalifa bi wax na lii feebar yi lii mooy metti bopp bi lii moo téye tànk bi lii moo téye organe lii mooy feebaru Sénégal diagnostiqué ko na teg ko ba pare allahu akbar mais est-ce que Babacar waaw est-ce que ñu wax la ne la lii mooy sa feebar médecin bi ñu wax la ne sa feebar ba pare bàyyi la nga dem loolu amul njëriñ déedéet amul njëriñ bu pare daf laa war a wax solution dëgg la comprendre nga kon premier point bi mooy yaatal na message bi bàyyiwul ma semba du intérêt personnel ñëpp la ñaareel bi diagnostiqué ne li tax Sénégal doxul li tax yàlla mere ñu ba wàcc ñu wax na ko ba pare mais est-ce que xalifa daf ñoo bàyyi ñu dem déedéet dafa taxaw ci solution bi parce que boo nee nit ki lii koy metti lii mooy solution bi dernier point bi mooy solution bi solution bi mu def ci lu am solo mu indi ci ñaari point te ñaari point yooyu mooy solution wu yàqu Sénégal dëgg la de ak mbonte gi première solution bi maanaam solution yi ñaari point la ci indi da ci xalifa bi indi te ñaari point yooyu mooy régler problème yi mu wax yëpp premier point bi mooy ñu dellu ci yàlla tuub yaa ngi dégg wallaahi nit ñi ku mën a transhumé parti ak sa gëm-gëm wuti dara ngir poste ak ngir loo mën a lekk war ngaa mën a transhumé ci wax lu dul dëgg ak mbonte dem si mbaax ngir mën a am yërmande suñu borom wallaahi muy yaa ngi dégg tuuboo goog far dion delluwaat ci yàlla wallaahi ñaareelu point bi da nga xam ne mooy solution bi nga xamante mu à 55% wala 60% ci problème mu Sénégal moo ko mën a régler man bu la neex sama ne 80% mooy sëriñ si waaw bi réew mi tàkkee ñëpp jaaxle kenn amatul fu ñu jëm sëriñ si bu ñu dajale seenu njaboot wax réew mi dafa delluwaat ginnaaw dëgg la léegi tàkk-tàkk noonu mu mel nag mbonte ak xaste ak jikko yu ñaaw yi noonu la mel dëgg bu la sëriñ si dajaloo woon ci seen biir consulté wallaahi wane ni affaire lu bon lii nii bëggatuñ ko ñu dellu ci ginnaaw wallaahi dëgg la yaa ngi dégg ndax ba ñuy manifesté wu di toj di yàq wax na ko xalifa bi di def naka sulul noonu réew mi yëpp jaaxle bi sëriñ si dajalooyee consulté wu génn wax nu am jàmm dafa amaat boobu la jàmm am kon tey média yi ni ñuy favoriser médiocritique di saagante di xastante di wax naka sulul noonu jigéen ñi di futteeku sàngara si yàmbaa bi yooyu yëpp yomb góor jigéen gi yooyu yëpp yomb tey bu sëriñ si li xalifa wax solution bi lenn rek la bu sëriñ si consulté woon seen biir tënk benn affaire ne président sàngaraag wala nangam lii bëggatuñ ko mu dellu si ginnaaw wallaahi dëgg la kon discours bi jàpp naa ne discours bu am solo macha allah waaw matale na wane na lii problème bi wane na solution bi tabaarakallah wane na lii problème bi wane na tamit solution bi ni nga ko waxee fa tabaarakallahu ci gannaaw ga tamit mu sant ñi nga xam ne mooy waa kër docteur tamit ñaanal leen vraiment ndax seen taxawaay ci mbir mi lu am solo la waaye tamit mu tere leen ñu bàyyi werante yi ak ci ñi ngay gis docteur génn fii ne la vaccin bi baax na docteur génn fee ne la vaccin loolu dafay lëndëmal xelu nit ñi. xam nga lu waral lool. waaw c'est Sénégal dañu am benn problème. problème bi mooy du ñu waxee objectivement wala ñuy déglu objectivement. tey Ousmane Ndiaye bu taxawee di waxtaan du ñu xool xam-xamu Ousmane Ndiaye de. mais dañuy xool étiquette Ousmane la tudd dëkk Tiwaawan. kon tarixa Tiijaan la. Tiwaawan a ko ñor. dëgg la. comprendre nga bu ko defee nag beneen waay bu Ousmane Ndiaye waxee loo xam te ni gis na ni jàpp na ni lii arrangé wul keneen day daal di sol beneen mbubbuuf keneen ñëw di ko défendre bu boobaa ñoom dootuñu waxati pour lu jariñ nit ki mais kenn ku si nekk da ngay défendre sa objectif wala nga défendre tarixa bi nga bokk wala défendre sa opinion wu bopp c'est-à-dire loolu moo ci am moo tax da ngay gis médecin bu génn wax li mu wax teg ko ci xam-xam nga gis ni am na benn kër wala benn mbooloo boo xam lii arrangé wu leen kenn ca médecin wu kooku day jël sol mbubb kooku ñëw contre loolu su ko defee ñoom askan wi ñoratule mais dañuy défendre seeni intérêt alors que nag réew bu ñu demee ba borom xam-xam yi bu waxatuñu ngir nit ñi jëriñu mais dañuy wax ngir défendre seen intérêt bopp réew moom ku war a tiit war ngaa tiit. xam naa dañuy dem jëli beneen kilifa ci téléphone bi muy monsieur le ministre Habib Sy tabarakallahu accès waaw
xam naa dañuy dem jëli beneen kilifa ci ligne bi muy monsieur le ministre Habib Sy monsieur le ministre asalaamaaleykum allo. allo oui. waaw kay monsieur le ministre gannaaw bi ñu dégloo discours xalifa bi dégg nga li nga xam ne wax na ko ci politiciens yi ci wàllu pouvoir ak opposition ngir ñu mën a maanaam joxante loxo ormalante ci seen diggante rawatina lu jëm ci wàllu assemblée nationale li nga xam ne wax na ko ci wàllu politique bi ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf gannaaw bu ma nuyoo xalifa bi suñu sëriñ ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko wér. te guddaloo fanam. amiin. di ziare kër suñu maam Seydi Hadji Malick yëpp. ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp. di wax ne tey sëriñ bi discours am bi discours bu rëy a rëy la def. lu tax ma ne discours bu rëy la. maanaam mel na ne daal bayiwul dara. li nga xam ne mooy société bi. dëgg la. maa ngi ko doon xoolaat léegi. ba ma ko xoolee ma gis ne lu mu boni boni am na fukki poñ yoo xam ne ponk wax na ko. gannaaw bu mu waxee daan ne mbokku sëriñam si. waxtaan ak ki nga xam ne mooy président de la république. waxtaan ak opposition. wax ak réew mi jaale ko ci assemblée nationale. wax ak société bi. wax li nga xam ne moo nekk ci réseaux sociaux yi. li nga xam ne mooy taaru société bi actuellement. wax ba ci événement yi amoon ci le 8 mars. wax ci Covid bi. monsieur le ministre. ba pare nag. ñëw ci li nga xam ne moom la wax ak mbokk diineem yi. waaw mais li ba ci njëkk am jàngat. ci wàllu politique. ci wàllu politique waaw. ñetti yëf la. li ñu sëriñ bi jàngal tey. waaw. mooy ñii gam-gamloo ndax l'islam ak démocratie mën nañoo ànd. ku toll ne sëriñ Babacar Sy Mansour. nekk xalifa général des Tidianes ak ni mu toll ci àdduna. wax li muy wax ba pare ne wax jàngoo commenté leen ko. te di kilifa diine. dëgg la. loolu wane na l'islam ak démocratie lu war a mën a ànd la ci société. boobu njàngat la. li mu wax ci pouvoir ak opposition. waaw. wax ko ci kilifa diine yi. dafa ubbi buntu wax ne pouvoir boo demee ba yàlla jox la ko. dafa war a nekk pouvoir inclusif. maanaam warul nekk pouvoir boo xam ne day beddi ñii dugal ñii bayin ñii. ndaxte mag ñi ñooy léebu naan ñaar ñooy yàq ndaje. ki war a bokk ñu génne ko. ak ki nga xam ne bokkul ñu dugal ko ci. dëgg la. kon sëriñ bi li mu wax loolu wax ko pouvoir opposition. wax ne li mu wax ci transhumance et cetera. loolu boo ko xoolee mooy war na nit ñi war a même bu fekkee ne amuñ bokkuñ jublu politique. réew mi dana toll foo xam ne fii ala kulli aal waxtaan moo ko war a lal pour ñu mën a génn ci situation bi nga xam ne moom la ñu nekk. loolu njàngat la boo xam ne bii def na ko ci discours am bi. dëgg la. beneen bi nga xam ne am na solo. mooy dafa wax ci affaire culture. xaw ma dégg nañ ko bu baax xaw ma dégguñu ko. nee na tey koo wax ña ngay làkk tubaab. koo wax ma ngay ciib te li Cheikh Anta Diop daan wax ndem si yàlla na ko yàlla yërëm. lam ñu jàmbur kenn mënu coo taxamtiku. dëgg la. loolu li nga xam ne lii tardé réew mi ci la bokk. dëgg la jërëjëf. moo ay li ma wax sànq. mooy ñun ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab rek téye état bi. dañoo am trajectoire boo xam ne moom la ñu jëmale état bi ne ñi nga xam ne dañoo jàng diine l'islam génne ci daara yeeg arabisant yi gëmloo nañ leen ne ñoom mënuñ dara ci réew mi. wala sëriñ si ñaan dong la ñu war a farewoo. mais sëriñ bi mu waxee léegi dama ne waaw kii dañ koo dénk boole ko dénkaale ko réew mi benn yoon. jërëjëf c'est vrai.
parce que wax ji leer na loo xam ne lii parce que boo yoree am réew il faut nga xam fooy jëm. wallaahi. boo jiitee askan il faut nga xam fooy teg sa tànk. dëgg la. te moom li mu wax lépp xam na fu mu jëm xam na fuy teg tànkam te xam na lan mooy njëriñu réew mi. jërëjëf monsieur le ministre. kon nag képp koo xam ne kii yaa ngi yëngatu ci wàllu politique. ñu mel nii bu ñuy wax war nga leen a may nopp bu baax a baax a baax. te ci début discours bi dafa wax lu am solo. waaw mu ne ñi nga xam ne république la genn wàllu jamono la leen yàlla dénk. genn wàllu jamono. mooy benn békk yi nga yore pour nga mottali ko fan nga war a jëm. il faut nga am foo sukkandiku. dëgg la. te loolu mooy diine ji. kon sëriñ bi wax dëgg yàlla yal na ko fi yàlla yàggal. amiin yaa rabbal alamin jërëjëf. yal na ko yàlla dolli wér. amiin. yal na ko yàlla aaral boppam. amiin yaa rabbal alamin. xam naa ne pour jàngat ko ci benn bés ak. amuñu recul bu doy bi dana xaw a doy war lool. dëgg la wallaahi. mais vraiment kontaan nañ bu baax a baax. te yaakaar naa ne classe politique yi yëpp danañ ko déglu. jërëjëf. jéem nañ sa mën ñu jëfee ko. jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal ñëpp di baal wax ñëpp di baal wax ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf di nuyu bu baax nag suñu débat suñu rakk ji Imam Omar. di ko ñaanal yàlla moom Maxtaar yàlla na yàlla jàppale leen. amiin yaa rabbal alamin. te barkeel li nga xam ne moom la ñuy yëngatu ak yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñoom di leen jàppale. amiin yaa rabbal alamin jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. mu nekkoon ministre Habib Sy tabaarakallahu commentaire bu am solo bi lii nga xam ne xalif bi wax na ko ci wàllu politique bi tabaarakallahu xam naa balay keneen di ñëw professeur yaa ngi tolloon ci weddante maanaam ñi nga yenn saa yi nit dana wedd borom xam-xam te tegu ko fenn fu dul défendre moom cause boppam te donte nekkee li muy wax xam-xam la intérêt général la mu jël ko teg ko fële ngir mën a samp boppam loolu nag fii ak mi ngi ci réew mi nit ñi duñ jóg ci sikk sàkka te jëmeelul réew mi kanam. waaw mooy li ma la wax sànq xam nga bu ñu demee ba réew. léegi borom xam-xam bu su nekk. taxawee di wax. c'est-à-dire dootoo waxati ngir diine wala ngir intérêt nit ñi. mais yow yaa ngi défendre sa cause. wala fa nga bokk. donte fa nga bokk sax. def nañ naka suñu noonu yow intéressé wu la défendre leen rek. léegi nag loolu soxlawuñ ko ci borom xam-xam. waaw soxlawuñ ko ci waxkat. soxlawuñ ko ci ku am kàddu. ki am kàddu tey wax war na fexe ba buy wax te yàlla rek a tax. mais réew mi ñu nekk ne di Sénégal dafa nekk réew mu xaw a paradoxe. maanaam réew moo xam te dafa am tuuti. ay paradoxal daf leen a neex. Sénégal ngay gis. borom xam-xam. waaw bu jàng ba pare. ma joxe si licence. waaw médecin boo xam te def nga 8 ans université. génn def formation. nga taxaw li ngay wax ba pare teg ko ci xam-xam. benn waay boo xamante ni xoolal jàngul dara. wallaahi. dara taxaw weddi la. wallaahi. fi Sénégal nga koy gis. wallaahi nga gis koo xamante ni tey boo ko joxoon turam mënu koo bind ci arab. yow Babacar Niang nga jàng téere yëpp jàng si diine spécialisé jàng ba jeexal lépp ñëw wax ba pare koo xam ne boo ko joxoon mënul bind turam ci arab mu taxaw wax weddi li nga wax yëpp te tegu ko fenn loolu bokk leen fu ngeen bokk leen pas-pas wala bokk leen gëm-gëm bi nekk bi si des dafa am tamit leneen lu xew ci réew mi te xalifa bi junj na ko te mu lu am lu jar a bàyyi xel mooy réew mi dafa am ñoo xamante ni ci ak tappale ak réeral nit ñi ci la ñuy dund ci la ñuy dépense ci la ñuy am xaalis dëgg la léegi nag ki aj du bëgg ku téen déedéet léegi nag bu ñu gisee benn borom xam-xam buy wax di yeete di yee nit ñi dañuy gis nit ñi mi ngi menacer seen intérêt su boobaa dañuy fay ay site ci suuf di fay ay réseaux sociaux ci suuf pour ñu jéem a dem diaboliser nit kooku di génn di la attaquer di la xoqatal di la nangam pour nga delloo ginnaaw moo tax réew la moo xamante ni léegi képp ku am xam-xam wala nga am xalaat bu rafet da ngay tiit a ragal nga tiit nga pour génn su ko defee yow say wax yëpp dañ koy xool fu ñu si mën a amee benn cas bu ñu la mën a xoqatale wala bu ñu la mën a jame wala bu ñu la mën a attaqué nga dellu ginnaaw rek danañ ko daal di def loolu nag dafa nekk loo xam te ni lu tiitloo léegi wax na tamit benn affaire bu am solo mooy xam-xam léegi ni mu tumurankee waaw parce que xale yi ñu ngi leen di jàngal lu ne mais diine moom dañ ko bàyyi dañ ko waaw jàngaletul leen diine jàngaletul leen culture dëkk bañ nekk gis nga ñàkk a xam sa culture ak ñàkk xam sa bopp li muy yóbbu nit ki mooy da ngay am complexe tey ma wax la dara tey gis nga réew yi gën a développé ci àdduna réew yi gën a développé ci àdduna ñoom ñoo gën a ñàkk a xam culture kaneen par exemple laa la si jox tey États-Unis nga xamante ni développé nañ kenn du wax si développement ci tey boo demoon États-Unis nga def micro trottoir nga jël 10 américains
nga laaj leen président Sénégal ah wala président Mali wala président Nigéria 10 yëpp ay échec kenn du ko xam. wallaahi wax nga dëgg. ah mais tey boo ñëwoon Sénégalais fii nga jël nga def micro-trottoir laaj benn Sénégalais. mën na laa wax États-Unis loo xamante ni. américain bi sax xamu ko. te boo ko laajoon dëkkam wala réewam xamu ko. wallaahi du ko xam. tey da ngay gis Sénégalais boo xamante ni xoolal mën na jël carte France. wax la ville ya wax la généraux ya wax la lépp. te boo ko laajoon Dakar Tamba ñaata kilomètres la xamu ko. wallaahi xamu ko. su boobaa nag da nga koy wax benn dëkk ci biir Sénégal sax mu naan loolu fan la nekk. loolu nag manque culture gi xalifa ba day tax ba patriotisme day daal di dàqu. xam nga ñàkk patriotisme lan la ñuy yóbbu. waaw tey xoolal équipe nationale. bu Sénégal bi ngay gis ni tey. xam nga mooy favori. waaw. moo gën ay joueurs ci Afrique yëpp. mais mosuñoo jël coupe. parce que patriotisme moo si demul. ndax en général 80% te joueurs yi ñuy jël. juddoowuñ Sénégal. waaw màggeewuñ fi. footballuñ club bu Sénégal yi. lekkuñu cere ak meew. déedéet xamuñ seen culture. xamuñu seen culture. wallaahi kooku su boobaa. club bi lay gën a favoriser ci équipe nationale. muy lu wér. léegi nag boo xoolee yeneen dëkk yi nga xam te ni fa nga galleeroo fa nga nangame te Abdoulaye Diaw daan na ko wax naan club bu dëkk. bu club yi baaxee rek équipe nationale da jël këpp parce que club bi ngay galleeru deret jooju muy def si yow ak jom ji ak bëgg-bëgg sa réew. ok léegi manque culture boobu moo tax ñàkk a jàng dafa am benn borom xam-xam égyptien professeur bu mag la keroog bi France ak Sénégal di football ba Sénégal dóor 1-0 ma tooga ma di waxtaan xam lan la wax mu ni ma yéen avant match bi di commencer la leen France dóor 2-0 déglul de waaw mu ne ma match bi avant muy commencer la France dóor Sénégal 2-0 ma ne ko oustaz noonu nan la mën a nekkee mu ni ma déglul avant match bi di commencer dañ ne nañ tëgg hymne national français waaw ñu ne waaw ñëpp taxaw ñu làkk français ba mu jeex déggoo ci séeréer déggoo ci joolaa déggoo ci bambara déggoo ci pël déggoo ci olof déggoo ci dara wallaahi ñu ne nan leen bàkk hymne national Sénégal nee na ñu bàkk ko ba mu jeex lépp di français déggoo ci pël déggoo ci pulaar mu ne boobu la leen France dégg. wallaahi war na dëgg. ok kon culture foog ñu. tabaarakallah macha allah jërëjëf. ni ma ko waxee rek boobu ba léegi kilifa yi ñu ngi bëgg commentaire ci waxu sëriñ bi dafa mel ni sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Tall bu Maki Muntaga Daha Cheikh Omar mi ngi ci ligne bi sëriñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waa kay sëriñ ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara. waaw gannaaw bañ la nuyoo ziyaar la ñoo déggandoo discours xalifa bi yow nag xam naa côté bi nga xam ne moom laa lay laaj mooy li mu wax ci wàllu sëriñ si. toog bi nga xam ne war nañ koo toog waxtaan àndandoo bokkandoo benn bëgg-bëgg ngir kat lii nga xam ne moom la mooy jàmbat ci réew mi ñu mën koo dañal maanaam taxawaayu sëriñ si ci biir réew mi. jërëjëf Hadj Oustaz Babacar maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziyaara di delluwaat di ndokkeel suñu xalifa bu tedd boobu fa tabarakallahu jërëjëf ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam amiin ndax tabarakallahu tey sagalati nañu ñun ngi nga xam ni ñoo aju ci moom wallaay ndeysaan ndax tabarakallahu wax na ko sànq waaye Hadj Babacar ñun li ñuy njëkk jàngat ci sëriñ si waaw li ñu war a njëkk jàngat ci suñ Babacar Si Mansour lim ñu jàngal mooy aaya bi yàlla wax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wallahi wal maw'izati al hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan góor gi daf ñu jàngal li ñu njëkk jàngal mooy sëriñ dafa war a woyof woyof tam moom sëñ bi la njëkk jàngal dëgg la ndax di mu toog ci suuf waaw lii mooy mawizatul xasana wallaahi mooy wane itam ni am na dono koo xam ni su tegoo sa kaw balaa message bi di jàll ca ña nga ko bëgg jàllale wallaahi foog nga toll ak ñoom wallaahi dëgg la moo tax mu jàngale ni sëriñ si dañu war a wàcc ba tolloog taalibe yi ba pare accessible ngir mën a wax ak taalibe yi wallaahi moo tax li mu jàngal noonu fa tabarakallahu muy njëkk rëy mooy humilité mooy nit ki dafay woyof lu la yàlla mënti may ci dara da ngay woyof dëgg la te dafa ne loolu feebaru sëriñ si la léegi mooy yëkkati sa bopp ba ca kaw da nga daan gis sëriñ toog ci kaw chaise taalibe yi wër ko mu wane bu baax waaye moom amoon na ngant ndax mag la dëgg la de wérul waaye tabarakallahu di jàngale wallaahi li ko yàlla sant moo tax mu def li mu def ñaareel bi mu jàngal ñu itam ci wàllu sëriñ si waaw mooy xam nga sëriñ léegi dafa yaatu
waaye liñ ci jàngal liñ sëriñ si seen responsabilité mooy man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi waaw fa in lam yastati' bi lisaanihi fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. xam nga tey sëriñ warul am ad'aful iman sëriñ waru ko am. dëgg la de. ndax sëriñ li mu war a li ko war mooy mu gis loo xam ni ñaawteef la li sëriñ bi def. sëriñ bi tey xam naa ni su ko mënoon dindi ci loxoom dana ko dindi ci loxoom. wallaahi. waaye mu comme sama loxo mënu ko dindi naa ko dindi ak sama làmmiñ. waaw. te sëriñ sëpp suñ defoon ni mu commencé na fi muy commencé. wane ni yàlla moo fi nekk. wane ni mbokkoo gi li mu njëkk wane mooy sëriñ si ñun ñëpp benn lañu. nañu ànd. moo tax sëriñ warul ku nekk di xëcc sa morom. wallaahi. bàyyi sa xëccal sa bopp bàyyi sa morom. dëgg la. ndax li ñu boole ñun ñëpp sëriñ si mooy yàlla. te yoonu yàlla la ñu jëm. te kenn ku nekk xëccal sa kër maam teewul nga bàyyi xel suñu borom. mu njëkk woote xoolal soo woote bi mu woote ne ma mun a ixwatul fa aslihu islaax boobu. waaw sëriñ see si ngi war a jël njëkk. dëgg la de. moo tax mu tudd ñëpp bëggul bàyyi kenn. ci biir islaax googu nag mu jàngal ñu. waaye nag mu jàngalaat ñu. lan la ñuy respecté. ku yàlla teral. mu jàngal ñu président de la république li mu am mu jóge ci qul illahumma maalikal mulk. nga dem nga xam ni yàlla mooy fal mooy joxe pal. sëriñ du joxe pal. da ngay dem bu sëriñ bu mere président sax ni ko naa la folli. te yàlla rek moo am fal moo am folli. dëgg la. waaw mu wane foofu doole ji nga xam ne moom la yàlla am. di ko joxe ku ko neex jiital na président ñu war a ànd ak moom ndax itam mu joxe exemple boo xam ne sëriñ. da nga war a ànd ak dogalu yàlla. dëgg la. ndax di sëriñ bi jàngale yëpp mën nañ ko tënk ci alquran la ko teg. te li suñ maam wax léegi la yantiqu anil hawa. wallaahi. di nga mooy wax ku dul waxee passion. sëñ bay du waxee passion. déedéet. ndax sëriñ soo jiitee ñëpp waroo waxee passion yi. wallaahi dëgg la taal. daf ñu ko jàngal masalan da ngay waxee ngir yàlla subhanahu wa taala. moo tax li muy jàngale itam ci wàllu nguur nga xam ne ñëpp war a ànd ak ki nga xam ne moom la fi yàlla teg. ndax atiu allah wa atiu rasulu ulil amri minkum. waaye da ngay gis ci biir sëriñ si ñu bàyyi loolu. waaye ñooñu li ñuy def ak aaya yàlla boobu. dégg nga de beneen bi tamit mu jàngal ñu. ñi sëriñ si fa tabarakallahu mooy li may faral di wax Babacar. waaw. mooy junj na ni sëriñ si war nañu wooteel bisu yàlla. bisu yàlla. waaw bisu yàlla. waa nga dëgg de. waaw sëriñ sëpp daje. wooteel bisu yàlla. wallaahi. te loolu su amoon rek réew mi dox. dëgg la de wallaahi dëgg la. te loolu tabarakallahu sëriñ si nag ñu baal ñu waaye ni sëriñ bi waxee. mooy ku si nekk da ngay xëcc sa morom ba fàtte yàlla da ngay xëccal fa nga bokk. dëgg la de. fàtte yàlla. wallaahi dëgg la. te war nañu wax dëgg yàlla li sëriñ bi wax moom. te kat mi ngi ciy génne boppam ni moom taalibe la. wallaahi ndeysaan. ndax woyofam. wallaahi ndeysaan. xam nga kooku xëccalul ba si biir discours bi da ngay xool lim ci tudd Seydi Hadji Malick def naa benn yoon la. wallaahi dëgg la. ndax discours bi te yàlla la. yàllay kese la dëgg la. waaw yàllay kese la. jërëjëf Tall. kon nag ñu ngi koy ñaanalaat yàlla. jërëjëf. di ñaanal fa tabarakallahu mbokkam yi. jërëjëf. di ko ndokkeel ci at mu bees bi. waaye di ñaan itam li mu wax mu dugg ci xol yi. amiin. nopp yi dégg ko. xol yi nangu ko topp ci suñ bëggee suñu réew mi dox wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Seydi Tall Cheikh Ahmad Tidiane Tall bu Thierno Makki Muntaga Taha Cheikh Omar fa tabaarakallah dégg nga moom tam professeur Ousmane Ndiaye commentaire bu rafet bi mu def li ci njëkk mooy li nga wax rek maanaam sëriñ bi dafa généraliser moom lim njëkk a jàngat mooy toogaayu suuf bi ndax mënoon toog ca kaw te itam ñëpp danañ la ko nangul la sa ngànt waaye nga wàcce sa bopp ba pare wax ci cadre sëriñ si ba pare nag man nag génn leen ma ci ndax man taalibe laa te man nangoo nekk taalibe ba léegi. waaw xam nga communication. waaw c'est-à-dire sa mbaxana mi sax mën na bokk ci communication. dëgg la yëre bi nga sol sax. gestes yi ngay def. wallaahi parce que communication du parole kese. communication gestes yi image bi lépp dafay delluwaat ci communication. wallaahi. mooy li ma la wax ci début bi. c'est-à-dire bu dee da ngay wax luy jariñ askan. luy jariñ ay nit.
te tegoo ko ci sa bànneexu bopp tegoo ko ci bëgg-bëgg wutoo si benn intérêt li njëkk a feeñ ci yow mooy woyof ak tuuti xam nga wax naa ko su commencé nee naa la wamaa yantiqu anil hawa c'est-à-dire wamaa yantiqu anil hawa képp ku toogul ci point boobu mënoo def discours bu normal maanaam kilifa du waxe passion du waxe fanatisme déedéet kilifa du waxe passion du waxe fanatisme du waxe parparloo mais kilifa dafay waxe ak logique ak xel mu rafet ba noppi wax ak logique ak xel mu rafet ba noppi nangu critique te boo xoolee xalifa bi da ko see dem dégg nga li mu wax bu rafetee sama xel mu rafet la bu ñaawee yéen la ndax yéen a ma bàyyi may wax kon nangu noonu ni bu waxul naka su dul ñu ne ko xalifa baal ñu kat fii doo si nangam ak nangam wallaahi dëgg léegi nag boo doon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam il faut nga doon naale loolu ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan wax ba pare saxaaba yi ne ko sax wax yu la wala sa xalaatu bopp la parce que bu dee wax yi moom sama wa taa da ngay topp rek mais mu ne sama xalaatu bopp la ñu ñëw ne ko indi xalaat bu wuuteeg moom alxuraan wàcc ànd ak ka wax xalaat bële loolu lépp dafa bëgg a wane ni nit du ëpp nit kilifa mun a ëpp kilifa te it boo amul jibril amoo wax yu alxuraan bul doyloo sa xel kese dëgg la bul doyloo sa xalaat kese dëgg la de wallaahi sa maam Abdou waxoon na ne kuy doyloo sam xel sag njuum te mooy ëpp sag jubal sag njubati li ngay juum mooy ëpp fuuf ok waaw ba noppi tamit léegi dañu toll ci jamono boo xamante ni képp ku yàlla nattoo nga nekk kilifa te Seydi Hadji Malick daan wax ne ak cëriñ nattu la mais du ak noos war nga fexe ba say wax warul tegu ci passion ak fanatisme kilifa du daanu déedéet njabootam moo war a daanu mu corriger ko dëgg la maanaam kilifa warta daanu mais ak njabootam ñoo war a daanu mu corriger leen dëgg la parce que wax dafa am solo te àdduna li defar àdduna yëpp wax la li yàq àdduna yëpp discours la waaw moo tax ba si yonent yàlla Moussa bi ko yàlla yónnee pour mu war a def discours te moom yonent la xam na ni lépp luy jikko ak éthique bu tax mu war a mën a def discours mi ngi ci moom mais dafay na jël Haroun ok na jël frère am parce que li aju ci discours yëpp li si war a aju yëpp dafa am solo léegi nag li si am solo ci discours bi mooy solution bi mu joxe ñu fexe koo def waaw ñu fexe koo def ko aussi ci ni mu ko waxee parce que bi muy wax ba léegi ci cadre sëriñ si ne wane na amuñ pexe ci mbas mi amuñ ci bu pexe bu dul ñaan ak digle sarax digle tuub waaye ñu bëri tabaarakallaahu ñi ngi ñaan te xamuñu sax lu ñuy ñaan waaw xam nga boo xoolee xalifa bi il est très fort c'est-à-dire nitu yàlla di nga tollu marta boo xam parfois mën nga wax ba pare sax wóor na yow wax ji yàlla moo yoroon sa làmmiñ di la conditionné dëgg la gis nga bi muy joxe solution ñaari solution yu mu joxe benn bi ñëpp si bokk yam ñëpp ko man waaw président daayira bi planton bi muy ban ñëpp ko man tuub dellu ci yàlla wallaahi jàpp ne li xew sa mbonte la yow wallaahi kooku ñëpp ko man ñëpp ko man wallaahi neen benn ñaareelu solution bi dafa am ñu ko yàlla dénk muy kilifa yi yaa ngi dégg te réew nag heure bu amee jafe-jafe responsabilité ñaar a koy séddoo kilifa yi yilif réew mi ak njaboot gi ñu yilif mu joxe ñaari solution benn solution bi njaboot yépp ko man muy tuub dellu ci yàlla ñaareelu solution bi nag mu delluwaat ci ñi nga xamante ni yàlla jox na leen kaddu wala pouvoir wala sañ-sañ wala ak kilifteef ci kaw njaboot gi fa tabarakallah jërëjëf professeur ñu ngi may wax ne ma beneen kilifa mi ngi ci téléphone bi di professeur Djiby Diakhaté professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay di leen ziar bu baax a baax. tabarakallah ñoo déglundoo discours xalifa bi rawat na nag li nga xam ne wax na ko ci wàllu société bi surtout nag li jëm ci wàllu réseaux sociaux yi commentaires yu doy waar yi saagante bi ak tamit tabarakal télévision yi pëccëxoo bi ci am daanaka ñu bëri ay tontante ak maanaam ak di ci génn ay xeet yoo xam ne daal jëmalewul jikko yi kanam mais daf leen di delloo ginnaaw yow loolu ban commentaire nga ciy def. waaw jërëjëf man dama teewlu bu baax a baax discours sëriñ bi daal di ci kontaan bu baax a baax. discours bi dafa nekk bilan. dafa nekk maanaam dañu dem ba at mi jeex ñuy jublu beneen at. sëriñ bi dafa bilan wu suñu société bi yépp. dëgg la. maanaam bu fekkee ne xool nga ko discours bi dafa tàmbalee. nuyoo. ñi nga xam ne ñooy kilifa ci réew mi ñëpp. kër yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñëpp. ci nekk mu jox la sa wàccuwaay. bi mu feree ci loolu. discours bi jëm ci rëq-rëq yi nga xam ne moom moo am ci réew mi.
muy rëq-rëq yoo xam ne ci jikko yi la ci assemblée nationale la ci école bala ndax wax na ci kàllaama yi nga xam ne moom la ñuy jàng muy français ba mu indi benn complexe ci suñu biir wax yu bees yi nga xam ni moom moo xew ci réew mi muy réseaux sociaux yi wax suñu colin yi wax suñu nekkin yi wax suñu jëflante ci suñuy biir maanaam discours bu matériel la sëñ bi def wallaahi fépp foo xam ne am na jafe-jafe ci réew mi te nit ñi di ko dund sëriñ bi teg na ci loxo daal ni lii moom mooy ñaawteef bi fi am te it nag li ci ëpp solo mu ni lii moom mooy moom la ñuy war a def pour saafara muy solution bi muy solution moo tax sëriñ bi mujjee moo tax vraiment man discours bi dama cee kontaan ndax méthodologie la boo xoolee fi mu mujjee di wax ci feebar bi waaw daf cee mujjee pour wax ni solution bi foofu la nekk ni suñu borom wanaat nañu boppam que léegi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp que ni ñuy xoolaatee suñu bopp mooy ñu delluwaat ci suñu borom foofu la sëriñ bi waxee transhumance mu ni transhumance bi gën a wér mooy transhumance bi nga xam ne da ngay bàyyi lu bon dem ci lu baax wallaahi dëgg waaw mooy transhumance bi nga xam ne da ngay bàyyi ay tappale te dellu ci sa borom waaw je crois que wax dëgg yàlla sëñ bi jàngal nañu lu kéemaane lu vraiment lu rafet ba pare wax ci boo ko dee xool wax ci dal wax dëgg yàlla mu nekk wax ju dal wax ju jaar yoon boole ci sax ba yegg ci ay indiwaat ñu ci ay kal ak ay gàmmu diggante si ak njaay wallaay ak yu mel noonu nga xam ne ci réew mi waxu ko waaye wax na ko dëgg la mooy am nañu jamono ñu amoon jafe-jafe ci ñaari groupe yoo xam ne ay gàmm la ñu dem bay jàppante ci seen biir kon mu mel ni sëñ bi delluwaat nañu ci suñu bopp jàngal ñu nag ak dal parce que fi mu mujjee moom mooy sëriñ si nañu gisee waaye mu ni moom nag bu ko kenn wax lu tax jiitu woo ci parce que moom nee na deful boobu sëriñ taalibe la def foofu dëgg la loolu je crois que jàngale bu am solo la bu ñu sëriñ bi jox wax dëgg yàlla discours la boo xam ne war nañ koo tegaat ko jàngal ñu sax entreprise naka lañ koy téewee waaw ndax bu waxee ni télévision bi mi ngi tàmbale te bu dee tàmbale nañu taxaw ci benn tànk di góorgóorlu ba ñëw mu teg ñaari tànk te lépp nag ñu xam ni luy sotti rek suñu borom mooy sottal waaye nit ki nag na sababu sëñ bi donc delloo nañu ci li ñuy wax management spirituel delloo nañu ci entreprise naka lañ koy téewee wax dëgg yàlla na ko fi yàlla bàyyi amiin yaa rabbal aalamiin amiin wax joo xam ni ju am njariñ la te ñu jàpp ne waxu docteur la ci jamono joo xam ni muy waxal professeur bala ngay dem bëggoon naa la laaj allo waaw man bala ngay dem bëggoon naa la laaj ndax li mu wax ci wàllu xale yi parce que nit ñi ngi leen di jàngal lu ne ñi da ngay gis xeetu xam-xam bu ne ñu ngi koy jàng mais gannaawal seen diine te gëm xam nañ ne nit ki bu jàngee diineem ci lay mën a dëgg pour defar jikko mu rafet waaw moo tax ma ne la sëñ bi dafa mujjee ci feebar bi parce que loolu pédagogie la pour wan nga ni nit ki bu góorgóorluwul ci diineem xoolal li koy dal bi ni nii kon li nga xam ni moom mooy li war a jiitu nekk lu war a mujj nekk loo xam ne mooy suñu nekk suñu àdduna ba faw mooy ñu mooy ci diine amul leneen loo xam ne dina nekk solution pour ñun dëgg la te ci diine boobu nga nekk ci góorgóorlu moom mooy transhumance bi mu doon wax nga transhumé jóge ci lu bon dem ci lu baax wallaahi jërëjëf ci nga nekk nag bu mu la tee ubbeeku ci keneen ci xoolal sëñ bi li mu wax jëmale ko ci monseigneur Benjamin Ndiaye wallaahi waaw ñun wax dëgg yàlla sëñ bi moom tubaarkàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf rafet a ngi nii wax dëgg yàlla kàddu gu rafet a ngi nii kàddu guy defaral gi nii yàlla nañu yàlla may dégg ak topp parce que man gëm naa ni bii buñ ko déggee topp ko réew mi am jàmm wallaahi dëgg la jaxate dal dafa ñu bëgg a yegg dinañ fa yegg jërëjëf professeur Djiby Diakhaté fa tabaarakallah wax moom tamit jàngat bu am solo tabaarakallahu ci discours xalifa bi wane ne buñ ko déggee te topp ko fa tabaarakallahu danañ ci jaaree defaru waaye defaru boo xam ne ba faw lay doon professeur damay ñëwaat ak yow ci li mu wax ci wàllu télévision yi parce que boo xoolee ñu bëri tey jumtuwaay lañ ko def pour xeex da ngay gis nit day def politique ubbi na télé fa lay jaarale ay discours am nit ubbi na télé ci wàllu tarixa fa lay jaaree ay discours am bu fekkoonte ne lu ñu boole ñëpp la nga xam ne buñ ne lii kat discours diine la ñu xam ne képp ku nekk ci diine yi ci nga bokk lii kat discours politique la ñu xam ne képp kuy politicien ci nga bokk mais kenn ku nekk da ngay samp sa bopp di sànni
keneen ki nga xam ne bokkul ak yow pas-pas wala bokkul ak yow parti wala bokkul ak yow jëmuwaay télé bi waroon nekk njëriñ ngir askan wi yow yaa ngi koy utiliser pour samp sa bopp waaye di yàqal keneen. waaw xam nga xalifa bi laal na point bu am solo. mooy ci wàllu média yi. waaw c'est-à-dire boo xoolee média moom mooy 3e pouvoir. ci àdduna. ginnaaw pouvoir présidentiel ak assemblée. justice mooy 4e. waaw léegi moom mi nekk 4e position moom média boobu. mooy fal première mooy folli première. mooy fal 2e mooy folli 2e. waaw tey média mën na wax a wax ba nga nekk président. wax nga dëgg mën na wax a wax ba nga daanu tey. wax nga dëgg de. média mën na wax a wax ba nga nekk député mën na wax a ba nga daanu. wax nga dëgg de. média mën na wax a ba justice baax mën na wax a ba justice bon. kon c'est-à-dire moom moo contrôler yooyu. mais dommage. mooy média wu Sénégal médiocritique la ñu gën a favoriser. soxlaatuñu xam-xam soxlaatuñu lu yee nit ki. ñoom médiocritique moo tax xanaa moo ne des na ci kanam tuuti agsi nañ ci sax. waaw da ngay dem ba média wu Sénégal gàcce la nga génn si. waaw dëgg la waaw dëgg la parce que am na ci ñoo xam ne tey. seen personnalité mayu leen ñuy dem ci yenn télé yi. dañ naan non man télé sàngam naa nga mën na. ok maanaam da ngay dem a dem ba yow dootoo bëggati feeñ sax. média wu Sénégal dëgg la léegi bu njëkk nit ki bu ma saan génn télé wala dara da ngay gis ku am day am valeur nit ku am valeur lay doon dañ daan tànn di sélectionné di xool mais léegi ku gën a bon gën a yées. moom la ñuy gën a jox chaîne antenne. moom la ñuy gën a favoriser moom la ñuy nangam da ngay dem ba yow boo amee tuuti crédibilité. da ngay rus a génn télé wu Sénégal. da ngay dem ba sax njaboot sax doo bëggati ñu jàppati télé Sénégal. ndax télé yoo xamante ne xastante la xuloowante. créer ay émission yoo xamante ni teg ñaari magi jëmm di ay mag di ay kilifa. nga coq kii pour mu saaga kii saaga kii xas kii. wala nga toog ci télé soq ko xam ma nga sa saalam toog di seet mu am ak njaboot nga war koo saagaloo. non yenn saa yi sax ñi nekk ci télé bi. ñooy woo koo xam ne wóor nañ ne kii bu ko wooyee na saag ki fi toog ñu fexe ba jot ko pour mu bokk ci émission bi ngir saagante boobu mën a am. ok seetaan naa benn émission ci télé sénégalais. ki doon animé émission bi dafa jékki-jékki te xalifa bi tudd na ko ñi animé. mais amul lu ko neex ndax li tax amul lu ko neex ñaar ñi mu boole woon. dafa bëggoon ñi saagante xulawante. far ñoom ñi nekk ay mag yu responsable bañ mu découragé wu. mu wóor na ni bu ëllëgee dootu leen invité ba yomal xiyaam. ñu pare nañ fa. ok loolu nag baaxul. léegi ki yor micro. di invité du invité ku am valeur. mais ban intérêt moo am ci Babacar nga toog di déglu lu bon ak toog di seetaan lu bon ban intérêt si amul intérêt toog ñu lay waxal ne la Ousmane Ndiaye def na lu bon def na lu ñaaw ban intérêt la lay jëlal te it lu bon du fi mas a jóg mais nañ ko nëbb luñ ko gën a mën a nëbb waaw beneen point tamit boo xam ne wax mooy sàngara si nga xam ne dañ koy yombal ba xale yi sax am ci accès waaye mu wax ne nag lii ay xew ci média bi ak sàngara si tasaaroo ba xale yi sax am ci accès dafa joxañ état mooy responsable. waaw parce que xam nga lu ko waral. xam nga tey boo xoolee Sénégal tey 100 francs nga am sàngara. mais 100 francs mënoo see naan boisson. déedéet mënoo see naan sax meew. mënoo see naan meew wallaahi. alors que loolu day suuxat sa yaram. loolu ci état bi nga koy delloo parce que xam nga tax nga koy delloo ci état bi. taxes yi mu teg ci sàngara. moo diisul. taxes yi mu teg ci ceeb ak suukar ak diw ak meew moo diis moo tax yooyu cher. wax nga dëgg de. léegi tey bu wàññi woon taxes yooyu. nit ñi am accès ci ceeb ak meew ak suukar léegi sàngara mu teg ci taxes yu diis yoo xamante ni ku amul doo naan. léegi ñi am nag ay minorité la ñu doon. te parfois mën nañoo am sax gis benn soxla bu ëpp naan. mu jox ko foofu noonu nga koy doxale mais nag sàngara si li muy dugal ci xaalis. ci keesu état bi. moo tax du ko xeex mukk. loolu de musiba am na dégg lu ma wax leen am na benn président. di dugal xaalis ci keesu état mais di yàq say doomi réew. waaw xoolal am na benn président bu nekkoon fii Sénégal du ma tudd tur. ñi doon xeex affaire sàngara daf ñu ko recevoir mu ñëw. ñu ne ko li ñu bëgg mooy nga xeex sàngara. yokk taxes yi. xatal autorisation yi. dafa toog ba xam nga lu mu leen wax. mun leen yéen ñii di ko xeex nii booba étudiants yi la. yéen ñii di ko xeex nii. seen bourse bu tardé 1 mois. ngeen wàcc si mbedd mi toj dëkk bi. yaa ngi dégg. waaw. sàngara mi ngeen bëgg ma xeex ko 20 milliards la may indil par an. mais mi ngi yàq ay doomi réewam. mais moom 20 milliards yooyu la gis mais bu gisoon 20 milliards yooyu mu koy indil par an. waaw bu xamoon li mu koy yàqal. ci wàllu médecine. voilà yox ko si hôpital. rey ay nit. agression bi. wallaahi naka sudul noonu. waratoo xool xaalis. yàq ay boroomi xam-xamam. parce que da ngay gis ku jàng ba yor diplôme nekk borom xam-xam war a jëriñ réew mi topp yooyu ba far nekk leneen. gis nga nag ñun suñu état yi ñun Afrique suñu état yi. bépp mbir boo xamante ni ñoom mën nañ see amee koom-koom bu ñuy amee. moo leen gënal seen population. même di nga gis produit boo xam day dugg Sénégal mu wër le produit bi bu duggee Sénégal.
dina fi indi ay feebar dina fi yàq nangam ak nangam au lieu nga arrêté ko doo ko arrêté mais yow da ngay xool produit bi taxe yi nga si teg yow état lim lay jëlal ci xaalis nga mën see noos mën see am ay 4x4 mën see nangam ak nangam moo la gënal nga protéger sa population loolu nag tant que patriotisme googu amuñu ko si ñu jiite du ñu dem place publique waaw place publique école Sénégal rek ngay gis école boo xamante ni ña fa nekk majeur gun ay BFM la ñuy def wala certificat école bi jàkkaarloo ak jaaykatu sàngara dëgg la wala sax mu am ci biir loo xam dañ koy làq jeex na ay affaire clandestin biir Sénégal wala nga dem rue boo xam rue publique la xale yi ñëpp fi accès waa ji ubbi biir sàngara yow tey état boo nee mënoo ko téye daawul kuy ubbi bitigu sàngara mais ni nga def pharmacie du fa la neex ubbi ko déedéet du mbedd mu la neex ubbi ko du wut tamit ku nekk moo koy ubbi mais sàngara waroon nañoo fexe ba point yi ñu koy jaayee ñi xatal ko nëbb ko yaa ngi dégg teg ci ay taxi bu njëkk ku daan naan sàngara day fekk nga am tuuti xaalis dëgg la mais léegi loo am naan bi si desit mooy boo xoolee yàmbaa bi léegi bu njëkk cigarette lañ daan tux mais léegi xale xeeb nañ cigarette léegi laxasu yamba 250 rek mën nga si am ñaari laxasu yamba te 250 kooku ñaan mu may la ko waaw non moom kay yenn saa dañuy agressé pour man koo kii sax parce que xam parce nga que agression bi bëri na te itam loolu ba léegi amaguñ ci solution parce que loolu drogue la waaw bëccëgu ndara kàmm lañ lay fekk ngay téléphone ñu fëkk si téléphone di daw nii te caméra yaa ngi loolu nag vraiment daal taxawaay bi des na daal non xam nga lu waral loolu mooy ñun suñu état yi ni ñu dégg laïcité moo gàtt ñoo xam ne leen dégg laïcité mooy lu la neex defal te lu la neex defal googu noonu sa gëm-gëm boo defoon lu menacé ñoom seen intérêt ñi taxaw si léegi mais xoolal loi yi voté xoolal suñu état yi Sénégal fi loi yi ni voté di ko criminaliser da ngay gis ñi criminaliser loi boo xam ne du priorité ci ñu criminal du priorité mais xam nga tax ñu ko criminaliser parce que am na compte politique bu ñu bëgg a régler gaa ngi dégg alors que askan wi am nañ loi yoo xamante ni moo gën a garaaw pour ñu criminaliser ñi koy wax état di si marché état lànk parce que loola ñooñu ñuy def noonu mënul yàq seen état mënul daaneel seen nguur au contraire sax da koy doxal ok loolu affaire góor jigéen gii rek ci la bokk xeex nañ ko côté bu xalaatuñ ko mais xalaatuñ ko criminaliser wala ñu parce que ñoom am nañ doole te it financement yu bëri ñoo ko yor entreprise yu bëri ñoo ko même ba si médias yi ñu bëri duñ nangoo dugg ci loolu parce que yenn sponsors yi xam nga li xew am na yenn émission yoo xam te ni boo ñëwoon di ko teg duñ la sponsoriser mais boo doon am yenn émission yoo xam te ni jëm na ci yàq jikko jëm na si nangam ki noom dañ lay sponsoriser dañ lay nangam ki nangam moo tax daal réew mi war nañu toog ñu seetaat ko jël discours xale benn proposition tamit maa ngi koy wax ci ndigalu xalifa bi mooy discours bi ñu yaxal ko ñu bind ko nañ ko bind maanaam def ko livre c'est-à-dire parce que man bi ma ko xoolee génn naa ci 15 points 15 points yooyu point bu nekk lu mu gàtt mën naa see bind 10 pages jëm 15 pages parce que 15 points man génn naa ko ci discours bi te point bu si nekk lu mu gàtt mën nga see génne 10 pages ba 15 pages léegi nag kooku tey suñ ko bindoon en arabe bind ko français dina jëriñ nit ñi parce que lii discours la boo xam te ni mën na fii ba 100 ans ci kanam am na lu muy mën a régler waaw muy lu wér ba tey rek kilifa yu bëri ñu ngi bëgg a réagir ci téléphone bi fa tabarakallahu professeur bala may ñëw ak yow ci beneen point rek insha allahu taala mu ngoog kon ci beneen point bi nga xam ne bëgg naa ci ñëwee ba léegi beneen kilifa di dugg si mooy li mu wax population Sénégal muñ leen ndax ku yàlla bind dafa am ko ñëw ci téléphone bi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. ok mbokk maa ngi ziar kooku sëñ Ababacar Mbuub. waaw oustaz man la. ok ñu ngi lay ziara bu baax. ñoo ngi leen di delloo ziar. sëñ Babacar dégg nga discours xalifa bi surtout nag yéen kii bi nga xam ne kuréel gi nga xam ne jiitu nga mooy ànd sàmm jikko yi wax na lu bëri lu jëm ci wàllu jikko yi ci société bi lan nga mën a ban commentaire ngay def ci loolu. ginnaaw bi ñu sant yàlla. jullite selmal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. di ñaan borom bi dolli ay xéwalam. moom ak njabootam. amiin. ak i saxaabaam. mbooleem way gëm yëpp ba amiin. ñoo ngi leen di nuyu. jërëjëf Mbuub.
di nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu tamit internet yi leen di topp. di nuyu it ñi leen di déglu ci rajo bi. di nuyu sénégalais yi yëpp. jërëjëf. suñu kàddu nag li ci jëkk mooy sant yàlla. bi mu ñu mayee kilifa yu mat kilifa. alhamdulillah. te yàlla bu mu mooy dogal. ku mu dogaloon ci yow yi tamit nga am kilifa gu ko matul it. xëñ na doo mën a am pexe. waaye ñu sant ko moom mi nga xam ni may nañu kilifa yu mat kilifa. alhamdulillah. di sant bu baax ak ndokkeel xalifa bi. ci sortie bi nga xam ni def na ko tey ji boo xam ni point yi tomb yi dañ ko doon déglu noté nañ ci tomb yu baree bari yoo xam ne yaakaar naa ni waxuma la bind ci téere waaye mënees na ci soutenir ay thèses yu bari. mooy li professeur Ousmane Ndiaye wax léegi. te loolu yàlla xam ne ni dégluwuma ko sax ndax dama nekkoon ci yoon. dëgg la. waaye loolu moom mooy li am. waaye sëñ bi bu ma doon résumé tey kàddoom. di ko ñaanal yàlla nag borom bi bàyyi ko suñu kanam. amiin. ak njëriñ yëpp. ak mbooleem la fay yëpp ci biir réew bi. waaye dafa mel ni axe centralu intervention tey. lépp mi ngi delluwaat ci jikko yooyu rek. dëgg la. boo ko seetloo bu baax. ndax moom suñ ko doon pàcc li ma wax. da ngay gis ni moom ca ndorteelam. jël na mboolem ngëneel ak yiw ak cër yëpp mu nattangoo yi xalifa bi nekk ci biir. wallaay ndeysaan. jox la cër bu rëy loolu am njàngale la. ab joxoñ la. te bi mu demee ba ci biir wax ji it gis nga nee na ñëpp dañoo taxaw sëriñ si bu ñu daje woon tey. nee na ñu ni li tax man bokkuma ci waaye man taalibe rek. ndeysaan ndeysaan. gis nga seetlul ma loolu te gis nga loolu du saagi ni daf koo wax rek. waaye ku ko pratiquer xam ni moom ku woyof la. dëgg la. loolu muy wax lu dëggu la ci moom xëccuwul dara. xaqan. xëccuwul dara. loolu nag bokk na ci dëgg luy tegtale njàngale ci ay jikko. ndax doonu lu ñuy teewal rek waaye dañ koy pratiquer itam. dëgg la. loolu di lu am. bi muy tàmbalee wax na ci assemblée bi xeex ba xuloo ba. wax na ci jigéen ñi melokaan yi dénk na góor ñi. wax na yi tamit kilifa yi wax na askan wi wax na média yi maanaam xam nga ni kon bàyyiwul kenn. waaw bàyyiwul fenn moom lépp la làmb. mooy ni nga ko waxee daanaka lépp ci jikko yi rek la wax. te ku déglu discours bi rek. da nga ci gis sa bopp. dëgg la. amul kenn ku koy déglu te doo ci gis sa bopp. lépp nag mu mel ni kon dafa dellu ci li ëppoon solo. li ëpp solo ci suuf si ñu nekk nii. ndax yàlla xam ni mooy bind amal asamaan ak suuf ak li ci diggante bi. moo jël doomu aadama dénk ko. ndénkaan loolu mu ko dénk nag jël ki gën ci mbindeef yi muy sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. yebal ko mu xamal ñu ni dañ koo yónni ngir mu mottali xeeti jikko yu rafet yu. bi mu liggéeyee ba noppi tamit dafa mel ni ci jikko rek la ko yàlla tagg. taggu ko ci mën a julli wala mën a woor wala jàmbaare sax ca xare ba. waaye ci jikko yu rafet rek. dëgg la. jikko rafet yooyu nag dafay mel ni loolu dafa tegtale loolu sallallahu alayhi wa sallam wax. ne si bis bu ñu seetaanee ba jikko yi na sax mooy suuf yàqu na. dëgg la. wala tufsidu fil ard moom dafay mel ni kon échec am na foofu. kon sëriñ bi moo tax mu teg loxoom ci loolu te gis nga bàyyiwul benn secteur ah. déedéet bàyyiwul benn composante ci société bi. déedéet wax na ba ci liberté mi fecc mu bëri mi tabaarakallahu way yi pëccëxoo lépp wax na ci. exactement maanaam bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn. amul kuy sénégalais tey déglu discours bi te ko. xam nga loolu nag lu am solo la beneen sëriñ bi mel na ni am na baat bu mu tudd. wax ni Covid bi du fi jógee. ndax lan balaa la jógee gu fi. waaw jógee gu fi. ndax balaa la. xam nga loolu enseignement bu riche mi ngi ci. ndax dafa mel ni doomu aadama mii di nit nekk ci kilifteef ak moomeel yàlla yilif ko moom ko. dafay mel ni moom moo bëgg a féeteer lu am leneen nu mu def. nee na lépp dañ cee génne yàlla. doy waar la. loolu nag bi mu ko waxee man sama yaram dafa daw. lépp ñu bëgg ci génne yàlla effectivement c'est dëgg maanaam baat bi yëpp mbir mi yëpp mi ngi foofu. dëgg la xam nga depuis le 18e siècle bi ñu defee
la révolution bi ñu defee en fait ak le siècle des jóge ci renaissance ci la ñu wax ne xam nga luy judduwaat ñu ngi siècle des lumières kon li ñu fi fekkoon dafay mel ni dëgg la dafa nekkoon ci ak lëndëm léegi nag ñoom indi nañu jële fi ab xol ak lam daan ëmb muy pas-pas léegi bëgg koo suul teg xel kese ci kawam mooy substituer la raison vers la foi loolu nag moo tax mu indi woon mbooleem mbir yi ñu ni nañ ci dàq yàlla nañ ci génne yàlla. jërëjëf. organiser le monde sans Dieu. jërëjëf. tey nag organiser le monde sans Dieu boobu ba ci mbas mi bu accès sax lu ne mën nañ koo wax xam-xam lu ne génn ci. waaw waaye dafay mel ni cër biñ ci war a jox yàlla it da ngay gis ni du ci feeñ. wallaahi dëgg la ndax mel na ni jàpp nañ ni mën nañoo def pexe ba fi mu ne mën cee génn. en dehors du décret divin et de la volonté divine. dëgg la. te loolu dégg nga misaal mi mu ci joxe ci mag ñi. ba ci buñ daan naan aspirine wala quinine wala leneen lu mën a doon. wallaahi dañ ci boole yàlla. dañ ci daan wut rek ni ko asbaab sabab lay doon. wallaahi waaye nag xam na ni mbiri ma ngay sottee ca loxob yàlla doon. macha allah. gis nga yëf yi saa mën nañ ci fanaan tey di ko jàngat. wallaahi dëgg la di ko jàngat ndax fànn boo jël rek. matoon na taxawaat ndax. c'est sociétal, ça fait partie en fait de notre vécu. te ñun ñëpp la concerné. directement. jërëjëf. muy ci kër yi muy ci mbedd yi muy ci leneen kon nag dafay mel ni sëriñ bi. interpellé na la société sénégalaise. ñu war a def nag li ñuy wax introspection. introspection ci xoolaat nag kenn ku ci nekk suñu bopp ci fii ñu nekk. ak lii ñu dikkal. ak nag li nga xam ni dëgg-dëgg moo fekkoon ni dégg nañu waxtaan wi te topp joxoñu suñu kilifa yi. baarakallah jërëjëf daal sëriñ bi ñoo ngi dellu. jërëjëf. di am mbégte di ko sant. di ñaan borom bi bàyyi ko suñu kanam. yàggal ko dëgëral ko. amiin yaa rabbal aalamiin. te message boobu nga xam ne wax na ko nag ni loolu su amoon rek tey bari na loolu yoo dana saafaraw. mooy kilifa yi réew mi ñooñu mu lim. waaw ci tàmbali waxtaanam. ñooñu suñu jokkal di diisoo. donte benn yoon la par at ñu koy gisante. léegi problème yi Sénégal moom dana saafara. wallaahi kan mooy problème Sénégal muy lu wér muy lu wér. kon nag loolu yaakaar naa ni message la boo xam ne yaakaar naa danañ ko dégg. te foog naa ni it ay jéegu dana. incha allah ñu fexe ba loolu ñu mën koo jëmmal. incha allah loolu xam naa ci tënk loolu la ñu bëggoon a wax ci kàddu yi rek. jërëjëf. ndax sëriñ bi li mu wax day géej mu ne su ko jeexal. dëgg la. kon xëy na ñu as koog rek. wallaahi. xëy foofu lañ ci mënoon a dikkee tey. jërëjëf sëriñ Babacar Mboup moo jiite ànd sàmm jikko yi fa tabaarakallah sëñ Babacar Mboup wax na lu am solo. ne bi li mu wax ci mbas mi ne problème bi ci gën a doy waar mooy ñu bëgg cee génne yàlla fu mu nekk nii kenn ku nekk yaakaar nga ne tey da ngay gis koo xam ne naan bàyyi leen ma dem gisanteeg malaria faj leen ñu génn léegi maanaam kenn ku nekk yaakaar na yor nga njàmbaar goo xam ne moo fi jëlee lii bu ko defee ñi topp sa ginnaaw it yaakaar na loolu la bu ko defee ñu génn ci yàlla ba li mu wax ne mag ñi bu ñu daan naan benn comprimé dañ ci daan sababloo ne yàlla riigat dama ciy sababloo pour wér waaye xam naa ne wér moom ci sa loxo la nekk nekkul ci loxo keneen. waaw xam nga nee naa la discours bi dafa riche. c'est-à-dire 15 points yi ngi nii gis nga tey nit mënoon na def thèse sax mu def ko ci dafa riche parce que dafa am point boo xam te ni Sénégal dañoo dem ba commencé ko xaw a wàcc muy tawxiid wéetal yàlla te discours daf see feeñ Sénégal dañoo dem ba léegi mbir yëpp dañ ciy génne yàlla maanaam wéetal yàlla dañ koo jël teg fële dañu jàpp ne lépp daal léegi xalaat la wala wàllu médecine la wala technologie wala naan toujours dañuy fàtte wàlla yàlla. léegi nag moom mu jëlaat yàlla ak tawxiid boobu teg ko mu indi fa baatu tawakkul bokkul ak tawakkul mooy nga jël say matuwaay yëpp def ko boo pare nag doog a bàyyeeg yàlla sa bopp Cheikh El Hadj Abdou Dabakh radiyallahu taala anhu bu daan naan garab wala dara daf daan wax ni loolu maa ngi ko mas a déggee ci Habib Sarr yal na yàlla yërëm ko amiin yaa rabbal aalamiin moo ma ko waxoon personnellement man ak moom nii kese mu bindaloon ma ko sax bayit bi ci loxom boo maa ngi ci daara ji jàng ndeysaan mu ni Cheikh El Hadj Dabakh bu daan naan garab waaw danaan wa kullu ma faaltuhu rabbi tasabbuba la kullu ma faaltuhu tasabbub laa li tawakkul alayhi rabb allahu akbar loolu mooy lan. waaw maanaam lépp loo xam te ni jël naa ko muy garab. wala pikiir wala matuwaay. xamal ne sabab lu la.
waaye nag yow yàlla laa wékk samay mbir yow laa tawakkul ci yow laa tawakkul skay ndekete kon bala ngaa wékk yàlla say mbir jëlal say sabab ba pare li yonent bi salaa salaam li saxaaba bi mu ñëwee si yonent bi salaa salaam yonent ne ko ana giléem gi nga war a mu ni bàyyee naa ko yàlla sëriñ Babacar sax sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya bàyyee naa ko yàlla lu ko yonent bi salaa salaam wax dañu ko demal nga yeew ko pare doo ko bàyyi yàlla comme al axdu bil asbaab nga jël sabab yi ba pare nag doo ko bàyyee sa bopp ak yàlla subhanahu wa taala loolu tamit sëriñ feeñal na ko ci discours bi mu feeñalaat tamit ci discours bi boo si tegaat waaw am na point yoo si noté waaw mu ngoog am na point ko benn waaw liberté bi waaw liberté maanaam tey fi mu nekk nii da ngay gis waajur dafa mel ni sax amatul droit yar doomam waaw libéré xale yi libéré jigéen ñi liberté ba jox ñëpp liberté ba kenn ku nekk daal lu la neex def parce que dañ naan pays laïque pays maanaam démocratie la ñuy dund ba tax nag kenn ku nekk lu la neex rek lu la neex ngay def ba loolu tamit bokk na ci li yàq jikko yi waaw point boobu point bu am solo la muy wàllu éducation parce que éducation moo mën a doxal réew léegi nag dafa am parents yoo xam te ñoom dañoo teel a démissionné ci seenu njaboot alors que l'islam gisewul noonu njaboot boo leen juree dafa am benn yar ak éducation bu l'islam bëgg nga def ko ci ñoom te point boobu xalifa bi wax dafa am solo tey boo xoolee parfois di nga gis yenn fête yi bu amee lu mel ne ay 31 décembre wala 24 wala lu mel ne ay samedi soir parfois di nga gis ay choc ay accident yu am ci tali bi li koy waral mooy xale yoo xamante ni manque d'éducation ba noppi yàlla may leen moyen ci lañu accident yi ngay gis ci tali guddi gi comme lu mel ne ay samedi si guddi dëgg la weekend yi wala yenn fête yi bu amee ay 31 24 da ngay gis ay xale yu ndaw yoo xam majeur guñ sax sàcc seen oto papa wala ñoom ñu luye wala sàcc seen daraay papa dem luye ci oto ànd ak seen xale yu jigéen amuñu conscient di dawal accidenté mën nañoo rey nit mën nañoo rey seen bopp lépp manque d'éducation la te it Sénégal a xàmmeegul yar ak yor xale kenn du ko yor da nga koy yar xale ma ne yar ak yor boobu waaw xale kenn du ko yor dañ koy yar dëgg la soxna kenn du ko yar dañ koy yor dégg naa dëgg de kay yar ak yor ku jar a xàmmee la yor mooy loo bëgg rek ma defal la ba boo demee fenn danga may namm ba foo dem sax doo fa mën a nekk loolu jabar lañ koy def jabar yàqal yoral lu mu bëgg defal ko ba bu la gisatul am problème mais doom nag da nga koy yar ba bu la gisatul mën a demal boppam mu ngoog tabaarakallaahu ñu jokkoo ak beneen kilifa di Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy bi nga xam ne moo jiite cadre unitaire noonu la de cadre unitaire du Sénégal mu ngoog di si liggéey bu am solo cadre unitaire de l'islam fii ci Sénégal moom moo ko jiite Serigne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu gannaaw bañ la nuyoo ziar la ñoo déggandoo kàddu xalifa bi rawat na li nga xam ne wax na ko ci sëriñ si te ngeen nekk ñoo xam ne tabaarakallaahu ay jamono yu yàgg ba léegi yéen a ngi ciy dox pour loolu nga xam ne moom la sëriñ bi sàkku ci sëriñ si mu mën a am ban commentaire nga ciy def ci wàllu sëriñ si. jërëjëf sëñ Babacar ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama sëriñ bi toog ci plateau bi. Ousmane Ndiaye. di nuyu waa Sénégal yëpp. di jiiteel ci nuyoo suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour. di ko ndokkeel ci at bu bees bi. di ñaan yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam. amiin amiin yaa rabbal alamin. ndax lii mu def tey. dafa def lu ñuy wax réarmement spirituel. dafa dëgëraat suñu pas-pas. ci diine ji dëgëraatal suñu pas-pas ci tarixa bi. dëgg la. ndax sensu message bi ci forme bi. mais aussi ci fond bi. dafa defaat li nga xamante moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci kilifa. kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. di bu amee ñoo xamante ni dañoo commencé di rëcc ci njaboot yi. mu jëlaat leen en tant que sàmm tegaat leen ci yoon bi. kon tey xalifa bi tey foofu la ñu génn ci wàllu forme bi. di wax ne boo ko gisee ci tàmbali waxtaan bi. waaw ni mu dajalee. mbooleem kilifa diine ci réew mi. te li ñuy wax exhaustivité maanaam tur ku ne mu jaar sa tur ku nekk la mu war a saafoonteeg yow ci kàddu yu rafet mu saafoonteeg yow ci kàddu yu rafet. dafay tax ba ka nga xamante ni sax bëggul woon déglu mu ñëw déglu ko. ndax li mu war a wax lu rëy la donc ci forme bi rek foofu da ngay gis ne
dajal na mboolem Sénégal am ci wàllu diine. muy diine islam muy ci diine jàngu bi. loolu day wane li nga xamante ni mooy taxawaayam tey boole diine gi. taxawaayam tey ci boole xol yi taxawaayam tey ci boole Sénégal yëpp. ñu ànd nekk benn ci li nga xam ne moo dal suñu kaw muy mbas mi di Covid 19. ba pare nag mu wax ko ci anam bu suufe wàcce boppam ndax nit ki bu fekkee da nga koy digal. di ko jox conseil di ko wax joxe ci anam boo xamante ni mën na cee gis boppam mën na am da nga bëgg egg doo ko egg ak moom waaye boo xoolee ci forme bi xarit bi ni mu joxee message am léeg-léeg daf ci wàcc boppam ba nga xam ne foog ni sax day ñaan nit ki sëriñ bi waaw ci li nga xam ne moom la wax ci sëriñ si mooy ni ma ko waxee léegi ngeen yàgg cee dox pour lu dajale li nga xam ne moom mooy ëtt këru diine yi ñëpp dajee am benn bëgg-bëgg ci réew mi te mooy lépp jaar yoon tabaarakallah sëriñ bi jaar ci loolu ban jàngat nga ciy def ci loolu. waaw loolu dafa am solo ndax moo yàgg nekk suñu mission ci réew mi. ngir ñi nga xamante ne ñoom nànk diine yi di ànd di yëkkateendoo di tegandoo wax naa ko fan yi li ci gannaaw ci sama benn intervention bu ma defoon ci benn article. ma ne ñaan yi nga xamante ni ñu ngi koy ñaan ngir pàcc mbas mi ci réew mi. baax na de waaye bu fekkee ne suñu kilifa yi dañu àndoon comme moom ni mu ko waxee booloo ànd ñaanandoo yàlla. joxeendoo li nga xamante ne mooy dimbalante bi nga xam moom la wax sànq ci diggante way ñàkk ñi ak ñi nga xamante ne yàlla wërsëg na leen sarax yi mu ci gëm digal. yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ni tey buñ ko àndee def ko dina gën a mën a am portée ci ki nga xam moom la ñuy ñaan muy Allah subhanahu wa taala. kon loolu daf ñu encouragé waat ñun ci mission boobu nga xamante ni ñu ngi koy dox. ndax ñoom ñoo am kàddu ngir def ko ñoom ñoo am taxawaay ngir def ko. ñun seeni ndaw lañu rek ñoo xamante ni dañuy dox ci suuf di ci mën a duñ ci mën ci bay suñu waar ñu bay ko ci waaye ñoom tey ñoom la nit ñi déglu ñoom ñoo am sañ-sañu boote nit ñi ànd ceeg ñoom ci li nga xamante ne mooy booloo xol yi li nga xam ne mooy sama maam Abdou Aziz Al Dabakh waxee tàppe xol yi. kon nag loolu dañ ciy daf ñu si ñaaxaat ñun en tant que cadre unitaire de l'islam dañ si ñaaxaat en tant que jullit rek laay wax sax. ngir ñu boole suñu xol li nga xamante ni mooy dal suñu kaw muy mbas mi. tey ñu ko tegu ci xol bu set. te itam noonu la ñaaxee ndaw ñi aussi ci surtout ci wàllu liggéey parce que bi mu naan na ngeen muñ te xam ne ku yàlla bind rek dencal na la sa wërsëg parce que loolu tamit mi ngi artu ñu bëri ñi nga xam ne dañuy yàkkamte seen wërsëg bay dugg ci loo xam ne waruñ cee dugg. effectivement loolu moom la ku xam fullaam ku xam taxawaayam ku xam li nga xam ne moom la mës a ñaax njabootam mooy liggéey ni ko suñu wayjur daan waxee di ñàkk di dunde bañ a tappale dunde. très bien lu am solo Sénégal nag booy xool loolu moo gën a yàq tey. waaw moom léegi dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey. ku nekk da ngaa bëgg di lijjanti. pour mën a di dunde. waaw kon nag loolu damay wax toujours ne. waaw seen i wax daf ñuy tegaat ci yoon seen i wax nga xamante ne léeg-léeg dañuy dugg ci naka su dul noonu lu nañu dugg ci. daf ñuy delloo siwaat. ñu xam ni kat. àdduna du koom-koom kese. waaye koom ak na nga koy amee la. gis nga na nga ko waxe woon ci jàkka ji. ba ñu wóotee ci jàkka ji. jërëjëf la nga xamante ni sax dafa war a dugg ci jàkka ji mu wax cellate ba nga xamante moom la waroon a am. macha allah da ngay gis ne xalifa bi. toujours ci constance lay dund. constance ci li nga xamante mooy taxawaayam constance ci li nga xamante mooy waxam. dëgg la te jërëjëf loolu si nag mooy marque ñi nga xamante ni mooy les grands hommes. jërëjëf ci àdduna bi. jërëjëf sëriñ bi. jërëjëf mu nekkoon sëriñ jërëjëf sëriñ Babacar mu nekkoon sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin jiite cadre unitaire de l'islam fa tabarakallahu wax na wax ju am solo professeur xam naa foofu ci li nga xam ne moom laa ko mujjee laaj muy li mu wax ne xale yi bu leen yàkkamte indi na aaya wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha amul kenn kuy dukkër ci si kaw suuf lu dul la nga war a dundee yàllaa ko warlul boppam waaye fi mu nekk nii am na ñoo xam ne pour ñoom il faut que dañoo war a def seen ay pexe donte na ay tappale la wala boog jaay seen ngor wala jaay seen diine wala dugg ci li ñu waral dund pour ñoom loolu buñ ko deful duñ dund.
dëgg la wax nga lu am solo. waaw cadre inter bi Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane jiite man mii bokk naa ci. membre laa fa. macha allah muy def liggéey bu rafet nag ci Sénégal. waaw yal na ko yàlla jàppale Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane. li nga wax dafa am solo. waaw c'est-à-dire réew. boo ko bëggee defar ndaw ñi da nga leen di gëmloo ñaar. nangoo jàng. ak nangoo liggéey ak nangoo liggéey. bañ leen a gëmloo raccourci. raccourci baaxul. raccourci mooy fi gën a gaaw. waaw fi gën a gaaw. boobu nag moom la gaa yi wër fi mu nekk nii. ok léegi nag tey ba noppit nga gëmloo ko ni xam-xam. ak wërsëg dafa bokkul. nit ki mën na am xam-xam te wërsëgam tuuti lool. mën na ñàkk xam-xam te wërsëgam bari. dëgg la moo tax mu indi ay alquran boobu. moo tax wërsëg kenn du ci gënalante. yàlla bi muy tagg yonent saa salaam tagg ko ci am-am. parce que wërsëg bu ñu si gënalantee rek àdduna yàqu. dëgg la ndax mi ngi koy junj sax. sol oto bu rafet. du tax a gën. mbum mu rafet du tax a gën. dëgg la dëkkuwaay ci ay étage du tax a gën. lii tax a gën ñaar la. xam-xam ak valeur ak éthique. wallaahi alazim wallaahi waaw wallaahi. léegi nag bis bu gëmloo ndaw ñi loolu rek. Sénégal dem. mais malheureusement nag Sénégal léegi gëmlootu ndaw ñi loolu. liñ gëmloo ndaw ñi léegi mooy yére bu rafet. oto bu rafet. xaalis. mais gëmlootuñ leen xam-xam. ak liggéey. nangoo am jom ak jikko ju rafet. ak jikko ju rafet. mais Sénégal ngay gis ku toog plateau télé. ñëpp di ko wane. ñu ne ko yow am nga oto mu ne waaw coo ko amee mu ne waxi dof. waaw Sénégal gii la am. kooku waxuma la dara mais ñun Sénégal yëpp nga saaga. dëgg la te am ñoo xam ne jàng nañ ba yii seen ay kii diplômé. waaw dem di jaayaatu ay guro ki tàngal. kii di wax waxi dof nekk millionnaire léegi. li ñu doon yaakaar mooy ñu teg kenn yow sa oto bu rafet bi noo ko amee mu ni damaa jàng ba génn université. liggéey jënd ko. wallaahi. sa oto bi noo ko rafet damaa demoon sa tool doon bay. sa oto bu rafet bi noo ko amee damaa doon marchand ambulant ba am ko. sa oto bi noo ko doon defee dama doon jaay ay socc ba am ko. loolu mooy tiitar mooy ndam mais noo def ba am dara mun la waxi dof ak caaxaan c'est-à-dire loolu ci am réew. nit dañ see war a tiit. mooy kon war nañoo fexe ba ndaw ñi. dina wax dara de. yàqute Sénégal 99,0 média bi la. lu ci ëpp wallaahi. média Sénégal. lépp lu ñu am problème bu ñu am ci wàllu économie ak jikko yàq média bi la. macha allah parce que ñoom ñoo favoriser lu bon. di wane lu bon. média Sénégal da ngay gis nit koo xamante ni moom wóor na kon day nar. maanaam li ñuy wax dara du si dëgg. waaw. ñu jox ko chaîne d'antenne. wallaahi dëgg la. wutal ko heure boo xamante ni moo gën a porté ci heure yi ñëpp di ko seetaan. dëgg la wane forcé ñu ko. te li mu wax dara du si dëgg. du ci xam-xam du si dara. wallaahi. mais loolu nag. loolu dafa jot nag. wallaahi dëgg la dafa jot nag ñun Sénégal ñi am fulla ak fayda delluwaat ci suñu bopp. yow Amérique si boppam. commencé na waat na di delluwaat. ginnaaw. waaw di transhumé. xoolal 20 ans mi ngi woon Taliban di xeex Afghan 20 ans. waaw gis na ni xeex waaw xam koy jël. waaw Mounirou Sy mi ngi ci ligne bi foofu nga nekk téyel ma ko maa ngi fiy ñëw. bismillah sëriñ Mounirou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar. waa kay maa ngi lay ziar baax si gannaaw. yàlla nangul leen. ndokkeel la tamit ñoo déglundoo xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour hafizahullah wa raahu discours bu am solo bi nga xam ne def na ko. fi maam Ousmane daaneel rek yow fa laa lay dugalee mooy xalif bi wax na ko di ñaawlu lu ñaaw. maanaam tey dañu seet loo xam ne lu ñaaw la. waaye xëy na ka ko def wala boog ka ko wax. am na benn daraja bi ñu am ñoo xam dañuy taxaw fee di mel ni lam def dafa rafet te fekk lu ñaaw ak ku ko mën di def dañ ko war a ñaawlu. dëgg la. waaw asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. waaleykum salaam bu guddal ci nuyoo bi ñu ngi jël sunu nuyoo rek di ko sof ci nuyoo sëriñ bi. ak ziyaara yeeg njaal yeeg metti yi ci am yépp ñu koy teg ci yëfa mu yóbbaale ñu. en tant que njaboot. waaw xam nga li am solo mooy bu jamono demee ba jaxasoo. taxawaay dafa am. taxawaay dafa war a am. te sëriñ bi loolu la woote tey. dëgg la. ndax dafa wax lu am solo te nit ñi mosuñu ci bàyyi xel. te jar na bind. mooy Covid 19 bi du maladie. malédiction la. waaw man dama commencé anticiper déjà dans la traduction en français. maanaam. c'est pas du feebar. maanaam balaa la. balaa la te balaa ñépp xam nañ ni mbon moo koy sabab. dëgg la. te du ko wàcce ci bàyyi ma. du ko wàcce ci ay malaaka du ko wàcce ci ndox. ci doomu aadama la koy wàcce ndax keroog
ba responsabilité jotee mu di war a gàddu mission moom moo taxaw ni ko mën naa ko jël. mu tegal ko ay chartam nag. charte yooyu la ñu wàcc. moo tax Mamadou Sow maa ngi koy dégg sànq maa ngi koy nuyu au passage. di rafetlu xam-xamam di ko sant di ko gërëm. ci taxawaay bi di ko ñaanal. jërëjëf. dafa wax ni sëriñ bi génne na ci defe naa 15 leçons la wax de. waaw waaw. man 19 laa jàpp. 19 ans. waaw jàpp naa 19 ndax xëy na am na yoo xamante ni moom moo doon wax ak boppam. waxul ak ñun. dëgg la moment bi mu demee ba naan man du ma sëriñ si laay waxal ndax man du ma sëriñ. waaw loolu ci leçon yi la bokk. dëgg la xaw ma ba xam boole nga ko ca dégg. dëgg la dëgg la. bi muy tooñ sunu évêque bële sant Ndiaye di cardinal bi. wallaay waaw. loolu ci leçon yi la bokk. nañu delloo ci waat la plaisanterie de cousinage. et de voisinage day tax mbir yi gën a yomb. mais bi ci gën a ëpp solo mooy ci 19 yëpp dafa am 12 yu fondamentaux. yoo xamante ni mën nañ ni yabun la. 12 yoo xamante ni c'est cardinal c'est fondamental. dafa war ñu taxaw ci léegi. ñun nag li ñuy wax mooy njaboot am na ci cëram. ñaan kilifaam dara. ndax yenn saa yi nga ñaan sa kilifa mu yendu si la. yenn saa yi nga ñaan sa kilifa mu ñëw gane si la. comme moom ñun ñoo koy poñe nag ñun njaboot gi ñooy poñe sëriñ bi. ndax moom nee na du sëriñ ndax sëriñ si ñooy ñële moom taalibe la. wallaay dëgg la ñi ngi koy ñaan nag ci taalibeem googu nga xamante ni yàlla na ko ci yàlla may mu am lépp. amiin muy wax ak kilifa yooyu ni leen nañu ànd toog waxtaan. ndax yàlla may na ko ku mu fëgg buntam mu tijji ko. dëgg la moom si Malick bu ko defee yàlla dana ko ubbi lépp fu mu mën a dem muy këru diine di këru aada. di këru nguur bu la woowee pour ñu waxtaan lii nga xamante ne ñoo ko bokk gëm naa ni yàlla dina ko mën a may. incha allahu taala. lenn daal la ñu war a delloo si sëriñ bi. mooy nañu delloo si mbaax. nañu delloo si mbaax nañu delloo si yiw. nañu delloo Maam Ousmane da nga wax sànq ni dañu wéetalatuñu yàlla. maanaam li nga tuddee ci arab. tawxiid am na noo ko waxee jàppatuma ko. waaw tawxiid. tawxiid. waaw. maanaam yàlla boole nañ ko ci de. mais dañ ko wéetalatul. ashirk. yàlla gaa yaa ngi ko ci boole bu baax. mais dañ ko wéetalatul. dëgg la Serigne Cheikh daan wax naan sa roq mën a kan. na ku nekk delloowaat tëju moom ci boppam moom Serigne bi wax na ko sànq de. na ku nekk ni man maa tooñ yàlla. waaw waaw xëy na du ñàkk kenn ka ko tooñ. yàlla jaara ca baal àdduna bi yëpp. roq mën a kan nañ ci delluwaat. te bu ñu nangoo la Serigne Cheikh waxoon moom la Serigne bi delloowaat tey ndax boo xoolee même discours la nga safaat ko ci discours Maam Abdoul Aziz. na ñëpp yëg ni rek dañu échec. Serigne Cheikh Tidiane waxoon na ko nee na bu ñëpp ne dañu échec ni yàlla yow a fi ne. dañu échec yàlla jëlaat affaire yi tegaat ko fa mu ko tegoon. waaye wax na ni bu mbon baree njaaloo bare tappale bare fen bare xormat jeex kersa jeex. dinaa fi indi feebar yoo xamante ni seeni maam yi xamuñu ko woon. wallaahi loolu xadis la yonent bi nettali na ko. dinaa dem ba téye sama taw bu dul woon a bàyyi ma yi du ma taw. dinaa dem ba mbas moo xamante ni dinaa ko fi indi moom la sëriñ sa expliqué junuudu samaawaati wal ard. ay régiment yoo xamante ni di ngeen liggéey 200 ans. ma indi benn régiment bu ndaw benn virus. mu tas ko ci une seconde. kon li sëriñ bi wax lépp dañ def ñu gën a delluwaat suñu wallaahi dëgg la ñu gën ci amaat mbégte ci moom ndax donn na maam ya donn na bàyyi ya tey képp kuy sëriñ kontaan nga ci waxam wallaahi dëgg la ndax ñëpp la yóbbaale géew képp kuy président de la république wala ngay ministre wala ngay responsable yóbbaale na la géew wallaahi dëgg la képp kuy njaboot am nga fierté ci moom tey waxul ak ku sant si waxul ak tijaan waxul ak murit waxul ak laayee nit la doon waxal. dëgg la te alhamdulilah rabbil alamin di ko yàlla mayee boobu xel ak boobu fatxu. jërëjëf wax ak nit ñi tey te lii tey ji lañ ko gënoon soxla ci guddi gii. macha allah nga xamante ni guddi ñaan la. yàlla na ko yàlla ruse maamam. amiin yàlla na ko yàlla ruse turandoom. amiin yàlla na ko yàlla ruse baayam. amiin yàlla na ko la ruse magam yi mu wutu. amiin ak njaboot gi mu uuf. amiin ci barke ki ñu yaakaar muy Seydil Hadj Malick gannaaw yàlla ak yonent bi si Ahmed Tijani. amiin yàlla na ko yàlla sàmm. amiin yaa rabbal taxawu ko ba lii mu ñaan yàlla jaare ca ni amin fa lillahi alhamdu. jërëjëf lii la ñu amoon ci li ñuy wax ngeen jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa rafet na xaj Muniru si fa tabaarakallah ñëw na rek ci ni nga xam ne balaa bu amee li yàlla waxoon zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bima kasabat aydi naas waaye mu tekki li yuziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un moom la maam Abdou Way ne bu kenn njort ne anna allaha lii mu ñu teg coxaar la laalaa fa wa rabbul arshi loolu taxul
ab yar la boo xam ne day tax ñu dellu fa moom walakin na mu ci toroxal ab yar la boo xam ne day tax ñu dellu fa moom te tuub te baalu walakin na mu ci toroxal allahu akbar maanaam kon li ñu yàlla teg yàlla toroxal ñu taxul yàlla teg ñu ko waaye li ñu yàlla teg dafa bëgg ñu delluwaat muy transhumant bi sëriñ bi doon wax léegi moo dellu si waat rek mooy la'allahum yarji'un dëgg la allahu macha allah lu am solo la ñu ngi nuyu Hadj Mounir professeur professeur université la yaakaar naa ne ni muy jàngate discours bi mooy gën a yaatu que ñun suñu jàngat macha allah dafa am ku ñëw wala déedéet waaw Hadj Mounir yow itam loolu war nga koo bind sa 19 points yi mu ngoog parce que borom xam-xam xam naa ko bu baax maanaam c'est-à-dire te Hadj Mounir juñ na ko sànq c'est xalifa bi njëkk na ko wax waaw mooy nit ki soo demee ba échec te sëriñ si daan na ko wax da ngay taxaw nangu sag échec nga dellu ginnaaw dëgg la du la wàññi dara ma la si doon jox sànq misaal faru Hadj Mounir dagg ba waaw mooy Amérique depuis 20 ans ñi ngi xeex Afghan di xeex Taliban waaw mais dem nañu 20 ans yooyu ñu xeex yëpp xeex bi amul résultat bu mu leen jaral jëriñ seen économie ngi siy daanu seen soldat dañ siy dee ñi xam ne échec nañ Afghan ñi xam ne échec nañ Afghan échoué nañ mais Joe Biden bi mu ñëwee nu mu def xam ne échoué nañ te échoué gi nit ki nga échec ba pare di forcer yàlla da lay gën a jéppi waaw day tax nga mu xam ne nag moom xeex bi amalu ko njëriñ dafa delluwaat ginnaaw Taliban ñëwaat jël Afghan moom am na parce que am na ay priorités yu nekk Amérique yoo xamante ni moo gën a soxla ci Joe Biden mu lijjanti ko que mu nekk di def loo xam te amulu ko njëriñ macha allah léegi nag ñun nag société Sénégal foofu lañ toll maanaam àgg nañ ci échec àgg nañ ci échec foo laal échec nañ fa côté bu mu mën a doon léegi nag échec ba pare di forcer wala di wut ay aaya wala ay xaddis wala ay argument yoo layale sag échec gor du ko def da ngay gën a suux ni ngay def mooy da nga siy génn nga wan yàlla ni jaam laa toroxlu delluwaat ginnaaw yàlla ne ah kay ma daal di ñëw na daal di intervenir tabaarakallah mu mel ni professeur ñi ngi yegg nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi macha allah ñi ngi àndoon depuis ca dafa am benn audité mu nga kon ñu am ku ñu jëlaat kenn rek ci waa Assemblée nationale ni mu ko waxee comme sëriñ bi tudd na ko ñu am ku ñu fa jël rek incha allah yaakaar naa mu nekk Cheikh Omar Sy wala allo asalaamaaleykum honorable waaleykum salaam wa rahmatullah. ok sëñ Cheikh Omar maa ngi lay ziyaara bu baax. maa ngi lay delloo ziyaar. tabaarakallah mënuñoo def jotaay bi ba jóge fi te li sëriñ bi wax ci Assemblée nationale amul kenn ku nekk Assemblée nationale koo xam ne dina ànd ak ñun ci waxtaan bi. dëgg la. ayca bismillah. bismillah maa ngi nuyu ñëpp. di ndokkale ñëpp ci weer gu bees gi. tamxarit gi di ñaan yàlla ma ñu tawfiix yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar amiin ku sëriñ bi waxee yàlla wàccee fi nawet bu naat yàlla setal xol yi ñaan yàlla tamit li nga xam ne tamit sëriñ bi wax na ko tey muy junj bu am solo ci weer bu bees bi ak waxtaan bi fi mu ko tàmbalee ak fi mu ko tëjee yàlla na Sénégalais yëpp am dégg-dégg amiin ba mën ko topp amiin te li mu ci yëkkati boo xoolee ci fànn yi wax na ci fait de société wax na ci diine mais wax na aussi ci politique te fa mu taxaw ca constance am depuis le début ba léegi macha allah surtout ci wàllu mbas bi fa la teg tànkam ba léegi dindiw ko te justifié wu na ko te wone na ko tamit te loolu mooy am solo dëgg la la ca des ci waxtaan ji ci li may wax fait de société bi wax na junj li nga xam ne tey nii xale yi jigéen yi taxawoo ak nañu war a def ak ci coliñ geeg ci karaw geeg la yu bëri yoo xam ne tey lim leen ci junj rek mooy ñu delloowaat seen bopp ci yàlla ak tamit li nga xam ne wax na ko ci biir assemblée parce que taxawaay bi nga xam ne député yi war nañ koo taxaw dëgg-dëgg taxawaay manqué na trop te duut na ci baaraam nag waaw foofu laa doon ñëw ba mu ñëwee ci assemblée nationale wax na loo xam ne ñun ñëpp ci teg bët mooy taxawaayu assemblée nationale assemblée nationale dafa nekk deuxième institution de l'État nekk ñoo xam ne tey ñoom ñoo nekkal foofu askan bi c'est-à-dire que sénégalais député bu nekk war na xalaat ne 17 millions de sénégalais ñoo nekk ci ginnaawam lu taxawaay bi ñu fa war a taxaw nag ñu bëri dañ koo ŋàññi ci seen wàllu ñi ñu mujjee gis ci wàllu li nga xam ne mooy saagante beeg xeex bi ak waxante lu ñaaw te bu ñuy fàttaliku ndeysaan ñoom Abdourahim Agne même ñoom Ousmane Ngom ñuy opposé wu ñu fàttaliku ñoom suñuy yaay Aram Diène
ñooñu ñëpp ñu nekk ay mag yoo xam ne fekkee nañu. seen i démb ci assemblée nationale. ba ñoom Lamine Diagne ku ñu nekk. c'est li ñuy opposé dañ ko doon def ci yar ak teggin. mu nekk exemple ci waxtaanu xam-xam. waxtaanu xam-xam boobu la sëriñ bi ne léegi amatul. ndaxte nit ñi du ñu wax pare ndax dëgg mais dañuy wax ndax fa ñu far. dëgg la far ba ñu far nag du faral réew mi faral seen bopp la wala faral seen intérêt la. wala faral ki ñu àndal. mais du faral réew mi. te li mu ci wax mooy assemblée nationale. député yi dañu war a xoolaat seen toogaay. xoolaat seen i mission. xam te mission bi du mission bi nga xam ne tey jiitu réew bi moo ko moom déedéet mais askan bi moo ko moom. war a wax tamit ci li nga xam ne mooy avancer loo dëkk bi. mooy fexe bu jubóole xol yi. parce que assemblée nationale bu nekkee féewaloo bi foofu la ëppee. saagante beeg dóori bi foofu la ëppee. xale yi di ko seetaan di ci teg bët ak ñeneen bu mu ñu jaaxal bu tey bu ñu gisee ay xale ñu nekk yu violent ci seen i biir école. parce que mag ñi leen war a woon exemple ñu toog assemblée nationale wonuñu leen ko xar kanam bañ fa wone tamit du xar kanam boo xam ne tey war na mën a nekk xar kanam kuy jiite ku bokk ci ñii di jiiteel ci réew mi. donc loolu daf ñu rappeler ñun ñëpp en tant que politique. ci suñu responsabilité première xam ne dañ ñoo tànn teg ñu foofu pour ñu waxal askan bi. responsabilité bi nga xam ne tamit nee na que muy nekk opposant ak kay nekk tamit au pouvoir na xam ne da nga war a taxaw ci wax ju rafet. même boo d'accordul mën nga ne d'accord moom mais dina rafet ci kàddu. même boo leen àndul foo leen fi ngeen jëm ànd bokkul na ngeen ko wax na nekk ci ni nga xam ne ci njekk la ak teraanga. parce que bu génnee ci médias yi ñëpp di ko seetaan. dafay am lu muy wone ak lu muy bàyyi ci trace. ci réew mi mais da koy bàyyi trace tamit ci xale yi. te loolu tamit loolu la sëñ bi ne. ñëpp ñaawlu nañu bu nekkee taxaw na. wax ko teg ci baaraamam nag du lenn loo xam ne kenn gisu ko dañ koo gis. mais daf ko gën a fësal. te du la première fois mu koy wax muy wax politiciens yi ñi nga xam ne day yàlla may na leen ñun jiiti réew mi nañu delloo ci seen xel. xam ne lan lañ jox dénk leen ko. borom jee ko moom te ci borom bi lay dellu. donc mission bi ñu leen dénk. dañ ko defal te askan wee tax. jërëjëf tabaarakallah jërëjëf honorable tabaarakallah mu nekkoon Cheikh Omar Sy tabaarakallah honorable député fële ci assemblée nationale di ko sant di ko gërëm ci participation am fa tabaarakallah kon daal député yi seen taxawaay assemblée nationale war naa mën a mel ni taxawaayu Alxaaj Mansour Ndiaye Bouna bi nga xam ne tey bu ñu mënee màggal guddik tamxarit xëy muy férié ñu mën a toog def suñuy ñaan taxawaayam la woon biir assemblée nationale kon taxawaay bu mel noonu exemple la pour ñuy xool loo xam ne dafay jëriñ réew mi di ko fa teg nga xam ne réew mi yëpp dañ ciy jëriñu tey bu fekkee ne tamxarit nañ ba ci ëllëg sa di yow ma Ashura ku am jotu dem Tiwaawoon bisu Ashura am jotu dem Touba bisu Ashura am jotu toog sa kër def ay ñaan yow ak sa njaboot bisu Ashura kon loolu assemblée nationale lañ ko taxawalee waaye doomi réew mi moo ko taxawal muy Alxaaji Mansour Ndiaye Bouna yal na yàlla yokk ay leeram ci aljanna ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam professeur bu dee amoon leneen looy mottali rek ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw moom kay mën nañoo tàggatoo. li mu wax ci assemblée tuuti rek. waaw bu njëkk assemblée député. danaan teg ay loi yoo xam ni day protéger valeur réew mi. day protéger économie réew mi. day doxal réew mi kanam. mais léegi nag boo xoolee c'est dommage. loi yi ni voté yëpp. intérêt ka fa nekk la. président ba fa nekk. maanaam loi buy taxaw séesam dëgër. wala pouvoir am gën a am doole lu def lu ko neex moom la ñuy voté. mais ñi nga tudd ni Hadji Mansour Bouna. ñooñu dañ daan voté loi pour lu soxal askan wi. Abdou Latif Gueye. moo fi indi woon loi criminaliser affaire dorog beeg yooyu mais léegi doo gis député boo xam te ne day seet mbonte ci réew mi ne xaaral ma woote loi bu koy criminaliser wala yàq gi ma woote loi buy arrêté yàq gi wala ñu woote loi buy def nangam déedéet ñoom dañuy toog rek du ñu proposer benn loi de dañuy toog rek bu président bi indee loi boo xam te ni wóor na ko ni moom day protéger nguuram protéger famille wala protéger nangam ñu woote loolu nag ñaan insha Allah moom mooy li ma la waxoon ci gis nga photo bi Alxaaji Mansour Ndiaye Bouna ci taxawaayam assemblée nationale nga xam ne tey bu fekkee ne am nañ bisu Ashura am jotu toog di def suñuy ñaan
jotu toog di dem Tiwaan yawma Ashura di dem Tuubaa di dem feneen ak feneen ngir màggal bisu Ashura jot googu bu ñu ko mënee am moom moo ko taxawal Assemblée nationale waxte ko fa ba bis boobu nekk férié loolu nag àdduna bi yëpp Sénégal yëpp jëriñoo nañ ko kon boog dañ koy ñaanal yàlla moom taxawaayam Assemblée nationale amoon na njëriñ kon boog ñëpp dañoo war a roy ci moom fa tabaarakallaahu. àdduna noonu la xam nga Yonent bi saasam nee na boo créé lu baax waaw ba yombal xiyaam njëriñ la li nga wax sànq ku am jotu ñaan da ci am tuyaaba wallaahi dëgg la waaw ku woote lu waa leneen it safaan bet nii lay demee waaw moo tax Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh daan na ko wax lu bëree bëri moom daal xam naa ne daal ñi ngi tàggatoo rek li may tëjee daal mooy vraiment di am mbégte ak kontaante ci alxalifa Seyd Aboubacar wallaahi di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk wéram yàlla gën a guddal fanam amiin mi ngi sagal diine di sagal Sénégal amiin sagal diine laa wax nag ak Sénégal mu ne diine ak Sénégal ñëpp ngi si bokk dëgg la waaw indi na point yu bëree bëri yu am solo yoo xamante ni réew mi soxla na ko delloowaat ñu ci suñuy valeur delloowaat ñu suñuy éthique xamalaat ñu suñu bopp te li ma gën a neex ci discours bi doo si gis moo bu fanatisme wala passion déedéet dafa tegu ci logique wallaahi ak xel wallaahi maa ngi dégg ak xalaat wallaahi ak liberté wallaahi waaw doo si xëtër dafa lay ubbiwaat yee la dëgg la nga maa nekkaat nit parparloo amu ci waaw da ngay nekk nit daal yow nekk nit dëgg la même boo dul julli sax mën nga koo déglu mu jëriñ dëgg la waaw loolu la ñu soxla wallaahi ci yàlla borom xel yi la wax laalakum yatafakkaruun ak afala taaqiluun ak kon tabaarakallaahu parce que jamono bi ñu toll nii tollatuñ ni daal luy dofloo ay nit déedéet tollatuñ si mais nit ñi nite kenn ku si nekk la nga gëm ko la sa morom gëm nga respecteel ko dëgg la ñu ànd ñun ñëpp nekk ay Sénégalais wallaahi du force ñun ñëpp ñu nekk chrétien déedéet du force mënul nekk yama xëy am du force ñun ñëpp nekk ay jullit déedéet mënut a mais nekk force la ñun ñëpp ñi ay Sénégalais yu nekk ci jàmm wallaahi force la macha allah kon nag ñi ngi gërëm ñëpp di baal ñëpp xaq di baal ñëpp xaq di wax ñëpp déwénati tabaarakallah yow tam déwénati di la sant di la gërëm tabaarakallah muy kàddu gi nga daanale di kàddu gu am solo du force ñëpp nekk ay murit waaye ñun ñëpp ñoo nekk ay sénégalais yoo xam dañoo jàppoo ngir suñu Sénégal jàmm am fi kenn ku nekk di dund la nga gëm loolu force la boobu kooku moom force la mu nga jàppaloo googu ñëpp kenn ku nekk di dund la nga gëm ci jàmm kooku moom force la tabaarakallah kon daal loolu nañ ko xam di ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla yokk wéram fa tabaarakallahu te lii képp kuy jullit képp ku bëgg lu baax tabaarakallahu boo dégloo discours am bi tey war nga koo ñaanal te xam ne ndekete kat dañ daan toog ba si yàgg ñu naan réew mi amatul royuwaay gi ni mel waaye ndeke royuwaay yaa ngi fi ba léegi sëñ Babacar Sy Mansour wane na ko fa tabaarakallahu boole ceeg lépp nag mu wàcc boppam ba ci suuf ne man bu ma kenn limaala ci sëriñ nañ ma limaala ci taalibe yi toogandoog taalibe yi ci suuf fa tabaarakallah si Malick yal na yàlla gën la fay yàggal ba lépp loo xam ne sa yéene la sa mébét la yàlla eggaleel la ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu tamit njabootu maam Cheikh El Hadj Malick yëpp nuyu tamit njabootu diina ji yëpp njabootu tarixa bi njabootu diina ji yëpp fu ñu mën a nekk tabaarakallahu ndokkeel leen suba nag incha allah la yawma ashura xam naa professeur coono am na waaye du tee nag suba moom incha allah dinañ bokkaat fii beneen plateau boo xam ne ñi toog seen kër nga xam ne bëgg nañoo def seen ay ñaan te amuñ ku leen ko defal asfiyaay jiite leen ñu defandoo ñaan yi buñ paree waxtaan ak yow ci yeneen i waxtaan incha allah mu nekk plateau spécial yawma ashura suba kon incha allah na ngeen ko xaar. fii ci xam naa 11h. incha allahu taala. maa doo fi nekk di laaj sa laaj yooyu. déedéet man du ma laaj bi suba bisu ñaan la. waaw bisu ñaan la xam naa bu ma lay laaj it dinaa la laaj tuuti rek ci jëm ci yooyu noonu xam naa incha allah bu ma paree dinaa la tekkal saako laaj bi. wan la ko bëriwul ay laaj yu sew la nekkul laaj yu dijj laaj yu sew yu tuuti la tabaarakallah kon professeur jërëjëf gërëm tamit équipe technique bi Moussa Diop bi nga xam ne moo nekkoon ci caméra yi Seydina Omar Dia bi nekkoon ci régie bi ak imam Mouhamed Lamine Traoré waaye ni nga ubbee ma tëje ko muy sant maam Omar Ndiaye tabaarakallahu ni ko xalifa bi sante tabaarakallahu gërëm ko sant tamit gërëm Makhtar Ndiaye Malikiya TV ñoom ñëpp tabaarakallahu sant leen waaye maam Omar Ndiaye taxawaayam ci kër maamam Cheikh Seydil Hadji Malick tabaarakallahu lu ràññeeku la waaye tamit séntuwu ca jaajëf séntuwu ci ku ko tong séntuwu ci ku ko joxub dërëm lépp ngir rek la Serigne Hadi Touré waxoon Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh ne ko diina ji sa tool bàyya del bay te wattuy golo
te bul dog dugub kon nga sàggib sagam moom nag toolu maamam bii di toolu maam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu maam Omar Ndiaye mi ngi ciy bay te mbay ma rafet na yal na ko yàlla mottali yéeneem gën koo dëgëral ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi mu nekkoon seen édition spéciale bi nga xam ne cere bâche fu mu nekk nii li may wax nii yëpp moom xiif ak muy bëgg a ree xam naa ne cere lan cere bâche waaw incha allah buñ paree après ñu la jël loolu Cheikh El Hadj def na si way waaw lu mu ci wax achaa i illam yakun baase waaw fala ubaali bihi law kaana fii faas fa baase kulhu fa fiihi laddatun wa shifaau fama ala akli baase min bu'si in kaana yatbauha mahmudu shurbatin bayna nodama ani qahwata kësi laa ilaha illa yow day góor googu du nit njóobee ni kaay leen tabaarakallah njaayee ni ndeke liñ woy ci baase lépp mokkal na ko tabaarakallah waaye Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh kenn du moom boo déggee woy wi buñ la ko firiloon nga xam ne lépp ay njëriñ la te xam naa ne tey dina tax njaayee ni gën a reesal bopp ci baase bi tabaarakallah kon jaaraama Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh kon mbokk yi ñu jox leen dig daje suba incha allah ci seen yawma Ashura plateau spécial ci bisu Ashura ñaan yi ak dañ ci ànd ak ay invité ñoom Youssou Ndir tabaarakallah ñu jiituñu ci ñaan gi imam Adama Ba tabaarakallah ak professeur Mame Ousmane Ndiaye mi incha allahu taala ak yeneen i boroomi xam-xam incha allah di sant di gërëm équipe technique bi yëpp waaye di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun boobu ba léegi di leen ñaanal yàlla di wax ne wa kullu aamin wa antum bi alfi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu